yi naan danoo ñàkk ndox est-ce que forage yooyu lim bi c'est vrai bi nga wax rëy na lool est-ce que jàppoon yu ci bëri jamono ji doxul wala dafa paan. déedéet man dama bëgg ñu wan ma. ñu wan ma toog ak ay sàmm yu ne dañoo ñàkk ndox. man dama bëgg toog ak sàmm yu ne dañoo ñàkk ndox ci zone boobu. xam nga léeg-léeg nit ñi nag dañuy wax rek. mais man damaa def tournée nationale parce que bi ma président de la république dénkee loolu ba pare vision mooy ñu yeesal mbir mi dama dem nag pour mën ko partager ak les acteurs moo tax ma def tournée du 5 février au 25 du mois de juin dem naa ci fukki région ak ñaar ci fukk ak ñeent ci nekk Sénégal bi ma fa demee aussi yemuma ci taax yi dama lay raconter benn anecdote dama dem ci benn dëkk bu tudd Belli Namari ci Podor wetu Namarel ma fekk fa góor goo xam ne daanaka am na fukki at ak juróom-ñett fukki at mu ne ma man de dama am loo xam ne dinaa la ko baaxee ma ne ko lan la góor gi mu ne ma 1960 ba léegi man sàmm la fu nekk jooytu nañ fa ndox fu nekk jooytu nañ fa ay jumtukaay yoo xam ne danañ mën a jàppal ci jur gi mu ne ma diggante 2016 ak bis bii nga ñëwee de dëkk bii di Belli Namari mënuloo dox 5 kilomètres yoo xam ne gisuloo forage mënuloo dem benn dëkk ñaar te gisuloo fa parc à vaccination gisuloo fa magasin aliment bétail mu ne ma bi ngay jógee Podor di ñëw fii de dox nga presque 50 kilomètres ci loo jaar mën na ko ci rang-rang mu ne ma loolu nag ñun la ñuy dund ak le président Macky Sall kooku nag dafay wuute ki nga xam ne dafa nekk Ndakaaru bi muy juddu robinet ngi fi goudron ngi fi courant ngi fi xam nga ki xam ñaar yëpp bi mu ko ñàkkee ak bi mu ko amee gis-gisam day wuuteeg ki nga xam ne moom dafa jugg fekk loolu lépp moo tax bu ñuy wax aussi nañ laaj ñi nga xam ne dafa dund ñaar yooyu beneen exemple bi boo demee ci test secret ku xam test secret département de Linguère foofu lañ doon wax le triangle de la soif ay nit faatu nañ fa ndax amuñu ndox waaw man fa laa bokk département de Linguère laa bokk li may wax lu wér la laa ji aroon ay sàmm faatu nañ fa amuñu woon ndox waaye tey demaat naa fa bërki démb foofu yëpp ndox la donc il faut que nit ñi di nuancer ñu ne ñu duut baaraam fi du ñàkk nag am na certaines zones boo demee ci Ranérou foo xam ne léeg-léeg ndox dafay ñàkk bu ñu demee ba benn période ci saison sèche loolu du ñàkk waaye bu tendance bi ci boppam PUDC li mu fi def ci ay forages pastoraux macha allah matale na li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci élevage te bu ñu demee ba ci biir. dañu gis chiffres yi. jërëjëf monsieur le ministre Aly Saleh Diop jëriñ ju denk wàllu càmm gi ñu dem ci soriwul dara studio Alioune Fall fekk fa Ibrahima Sadi nu ngi lay nuyu. moo mel ni Ibrahima Sadi xëy na dafa am jafe-jafe Khady Fall ministre bi tudd na léegi wàllu matale geeg ay ñàkk matale xam naa ñàkkul waaw mel ni Ibrahima Sadi jot nañ ko Ibrahima nu ngi lay nuyu. Arona. waaw Ibrahima no bàyyi la ak ministre bi. C'est pas le retour donc je n'entends pas. kon de toute façon je vais poser la question ministre bi maa ngi koy laaj gis na ni keroog bi mu demee Daara nee na lu toll ci 1,3 moutons la ñuy rey chaque année ci tabaski bi li ma bëggoon a laaj ministre rek mooy am na yenn kër yoo xam ne soo fa demee ci Sénégal da ngay gis ni rey ay juróomi xar ay juróom-benni xar yenn saa yi sax ba fukki xar est-ce que jotul état bi jël ay matuwaay ni xool ba xam nan la ñuy rationaliser pour wàññi quand même xar yooyu ni nga xam ne dañ leen yàq ci dañ leen rey ci kër yi ba pare lu bëri yàpp bi sax day mujj yàqu ndax duñ am fu leen congeler est-ce que état bi mënul jël ay matuwaay pour rationaliser donc xar yi yooyu ci tabaski bi. beneen question bi tamit mooy soo demee Seras yenn saa yi
lu bëri da ngay gis nii rendi ay femelle xar yu jigéen yi te xam ngeen ni war na am benn disposition yaakaar naa bu état bi génne woon pour xar yu jigéen yi ni leen di sàmm ndax xam ñoom ñooy tax xar yi di juddu donc suñu demee ba rey xar yu jigéen yëpp léegi kan mooy jurati yeneen xar yi est-ce que loolu du ndax indi ay pénurie xar su yàggee loolu mooy sama ñaari question yu ma posé ministre Ali Saleh Diop merci. ki lay laaj nag càmmkat la day yar jur moo xam naa moo tax. xalaatam demee noonu. waaw sant yàlla mais li mu koy bëgg a tontu mooy xam nga tabaski sunna la état bi munul bu sunna jotee yow nga am loo jëndee am xar ne da ngay jënd la pour mottali sunna boobu état bi ne la doo ko def il faut que les gens soient réalistes. c'est pays musulman. nous sommes dans un pays musulman xar kër gu ñu reyee fukki xar te ñu am ko am ñoo xam ne ci sunna la ñu doxal état bi mënul la ñëw ne la du ngeen rey loolu du mbirum état mais li may bëgg a wax foofu mooy xam nga rey xar du yàq rey xar bokk na ci li nga xam ne day dundal filière damay wax fi maintenant ci wàllu koom ci wàllu économie xam nga ab filière pour mu dund il faut que mu am articulation boo xam ne dafay am ci système productif bi commercialisation bi ak consommation bi bu fekkee ne dañuy yar pour yar yeew rek filière boobu du mënta dund bu ñuy kii yar day soxla ku jënd li mu yar ki koy jënd nag soit mën naa am koo xam ne ku koy jaayaat la mais mën naa nekk également koo xam ne daf koy jëfandiku déstockage boobu mooy tax kii yar war mën a continuer di yar gis nga bu naan màggal gi économie bi muy jur ci réew mi kenn xamul nu mu toll wala gàmmu en fait loolu la ab réew pour mu dox ñi fa dëkkee dañoo war a peupler système productif bi nekk fi dominant de façon à ce que li nga xam ne dañ koy produire ñu koy jëfandikoo waa sénégalais soit ñu koy transformer ñoom ci seen bopp di ko jëfandikoo wala ñu koy consommer loolu mooy machine bi nga xam ne mooy relancer en fait la consommation. deuxième question bi rapidement ci wàllu xar yu jigéen yi ni rey. waaw li ñuy wax dañ koy rey ci effectivement y a une loi boo xam ne dafay ci dibiterie yi la woon sax xam nga dañu nekk ci phase boo xam ne dañoo bëgg a yokk sunu cheptel te cheptel boobu nag xar yu jigéen a koy jur gënul effectivement ñuy rey ay xar yu jigéen alors li tax nag nit ñi koy rey ñoo ko xam xëy na seen poos moom matalewut ñu jënd kuy xëy na buggunu béy waaye loolu également lépp man dama koy def ci sunna bi nga xam ne nit ki war na koo matale parce que sunu borom également dafa am lu muy tegtal. man bu ma comprendre li mu wax mooy bu tabaski passé xam nga en général wax nga ko dibiteri yeeg yooyu xar yu jigéen ñi dañuy faral di rendi te xar yu jigéen ñooy jur ndax loolu taxul li nga xam ne nii mooy cheptelu Sénégal ci wàllu xar nasaxut madame. damaa bëgg ñu leeral ko tey xam nga moom wax na sànq ci njëlbeen effectivement déclaré na depuis daara parce que ay chiffres lay waxe Sénégal ñu ngi fi rey ci lu toll 1,3 xar pourtant 1,3 boobu de liy jóge bitim réew 260,000 rek la muy tekki ne fukki xar yu ñu fi rey tabaski juróom-ñetti fii la juddoo ñaar rek lañ jëggaani loolu mooy li wér te li tax loolu am mooy dama ko lëkkaleeg li ma doon wax léegi gis nga ñun suñ modèle de consommation ndawal dafa wuuteeg réew yi ñuy wër xam nga fii dafa am màggal dafa am gàmmu gis ngeen léegi ngénte yi sax gannaaw xarum tudd mi ngoon gi dañuy rey samedi bu jot wala ajjuma lal nañ ko sax ba léegi ba ajjuma quartier boo dem am na xew-xew yoo xam ne dañuy rey Sénégal mooy modèle bi nga xam ne
suñ modèle de consommation maanaam ni ñuy déstocké ni ñuy reyee moo ëpp fuuf ñoom ni ñuy reyee yeneen réew yi mi ngi mel na nga ñaari kaas yi ndox rek bii nga duyandoo ñaar yëpp bii da nga ciy duy da nga koy duy léeg-léeg nga guux dolliwaat loolu mooy Sénégal bale benn yoon lay rembat rek nga téye ko dana am jamono ju tudd tabaski nag bu ñëwee allah kulli haal kaas bi nga xam ne mooy représenté Sénégal nga xam ne rey gi dafay bari dana am lu ci manqué li ci manqué nag moom la ñuy jiggaani ci bitim réew nii la demee mais dëgg la réew yooyu bu mel ne Mali ñoom 1 million de kilomètres carrés lañu ñun 200 000 lañ ñoom fi ñuy sàmmee moo ëpp ñun fi ñuy sàmmee ñooñu ëpp ak jur loolu kenn werantewu ko waaye ñun suñu besoin li ñu soxla dëgg l'essentiel li ci ëpp suñuy éleveur ñoo ko produire. mais li ma jaaxal monsieur le ministre mooy collectif bi ñuy wooyee collectif bouger yu Dakar. doon def sortie démb. ñaxtu ni presque dañuy jéggaani xar yi Mauritanie Mali dem ba avancé sax chiffre 30 milliards dañ koy enrichir éleveurs yu pays limitrophes yi. xanaa Mali ak Mauritanie. xanaa loolu kon ñoom seen gis-gis xëy na dañ leen la yeewul ni xar yi yu ci bëri essentiel bi Sénégal lañ koy yore parce que ñoom jàpp nañ ni Mauritanie la ñuy jox suñu xaalis ak waa Mali pour am xar. sëñ Arona loolu lu neex a firnde la xam nga suñu frontière ñun dañ ko ndar kàpp porte d'entrée yépp am nañ ay services vétérinaires ak des services de sécurité yoo xam ne ñoo fay nekk nee naa la sànq 45 jours avant tabaski 45 jours après tabaski aussi dañuy am fiir goo xam ne dañ koy lu fi dugg mën nañ ko nat donc xarum tabaski muy jógee Mauritanie mën nañoo njort ne lu mu teel a ñëw xëy na 45 jours avant lay ñëw waaye duñ ko fi indi 6 mois avant donc loolu boo ko nattee ci ay ati at mooy li ñuy wax ci tubaab série chronologique dana la wan ne ci 90 jours yooyu li nga xam ne moo fi dugg ci ay xar soit jógee Mauritanie wala Mali loola dafay léeg-léeg mu dem ci 230 gën gaa bari c'était en 2017 mu demoon ba ci 427 mais musu ko weesu loolu exceptionnel mais année yëpp 230 250 260 la donc kay mën nañoo wax ne contribution pays yooyu te 70% ci loolu Mali lay jógee Mauritanie nag nee nañu liy jógee Mali lépp sax 70% yi am na ci loolu loo xam ne ñoom ñoo ko moom parce que waa Mauritanie dañuy dem di sàmmee ji Mali lii mooy la vérité leneen li nga xam ne am na ko te ñu gis ko ci nord bi bu nee ba ci catal nord bi da ngeen gis ne njëgu yàpp bi dafay xaw di cher dafay jóg ba tax nag yi dugg nag jógee Mauritanie foofu la gën a bari jógee Mali foofu lay bari li tax mooy màngaan yi nga xam ne dañuy jógee Jolof jógee Podor ñoom dañuy choisir ne lii kat dafay màng dem lii des fi ñu di ko xontu ci ñax mi ñu am loola nag année bi yëpp mooy ñëw Dakar day dem nag ba jeex fekk lale màng na dem na boori Saalum loolu nag c'est le capital boo xam ne ñoom dañ cee teg seen loxo bugguñ ko yàq léegi nag période boobu bu ko defee lii jóge ci ay nag ci ay Mali foofu lay yokk dinañu ñëw ci njëgu ndawal li ak seeraay bi waaye dama la laaj njëgu xar tey jii ñaata la sénégalais war a am pour am xar yow bu la neexee mën nga am 60 000 kii bu ko neexee mën naa am 80 000 kii bu ko neexee mën naa am 100 000 kii bu ko neexee mën naa am 400 000 xar bi gën a yombate baax te mën a tabaski ñaata la war a jar mën naa jar 60 000 xam nga il faut que également c'est important question yi ngeen di wax man Samba du ma dëkk ceeweel yi jënd am xar 45 000 di ko yafal moo xam ñax la moo xam ripaas la ba tabaski jot ma ñëw nga ne ma forcément naa ko jaare 47 000 déedéet ay sénégalais lañ comme ñun c'est des acteurs économiques te ñoo yore filière bi dafa fekk ne
nañ wéyal li nga xam ne sunu borom subhanahu sunu borom lim ñu dëgtal. munul au Sénégal am xaru 60 000 parce que ab sénégalais moo koy jaay tamit man may sénégalais bi ko jënd ñu bëgg a privilégier sénégalais bi ko jënd te bàyyi sénégalais bi nga xam ne moom mooy loolu mooy liggéeyam. donc bu ñu defee kenn ku ci nekk li nga am nga dem matale ko sunna bi def naa ne boobaa coow li dootu am moom kay problème baa ngi doon am ñu tàmbalee prix yi 100 000 jëm kaw bu boobaa bu ngeen ne ma ki nga xam ne bëgg naa matale sunnaam te poosam 60 000 la yem bu boobaa mooy problème bi mais 60 000 tey ku ko am nga xar. mais fi ñu toll nii dama ci même question bi rek subvention yi mi ngi ci aliment de bétail yombal ngeen dem beeg dikk bi teg ngeen ndox teg ngeen courant teg ngeen kaaraange waaye ba tey xar cher na. mais cherul nee naa la 60 000 am na. mais 60 000 ban xar la rey mu dee lay doon. wala xar mu mën a tabaski yow bu fekkee ne. yow bu fekkee ne dangaa bëgg a matal sunna sa poos yem ci 60 000 mais demal jënd xarum 60 000 pourquoi sa poos yem ci 60 000 nga ne kee de te muy sénégalais comme yow jënd am xarum 60 000 def ca lam cay def yanu ko indi ko ba Dakar nga ne ko mu jaay ko perte lu tax yow ñu war la privilégié bàyyi kële. je crois que foofu la débat bi nekk. je crois que leer na imaam bi doon nu àtte ndax dégg naa démb rek ñu ne xar mu am juróom-ñetti weer ak nu mën a toll te genn ba mat béjjën yi génn mën naa tabaski loolu imaam bi doon bëgg a leeral. Arona nu dem studio bi ma lay wax ne man mii di wax ak yow. waaw dégg naa 85 000 nga jënd. 80 000 laa jëndee. mais est-ce que ministre bi naxul bilaay moom laa ko jëndee. moom nga bëgg a rëy bisu tabaski en tant que ministre. man musuma passé xarum 100 000 benn yoon laa ko mos a. est-ce que defuñu ci xéewal ndax ministre. non moo am xar mi ma rey gi bi gën a rëy bi ma gën a rëy bi ma en 2014 bi may dem di dem màgg laa fi bay 100 000 ñu jëndal ma xar. ah loolu de ministre bi kon de gars yi war nañ laa topp de. ah war nañu wax war nga ñoo wax secret bi nga yor. benn damay matale sunna rek te xar mu baax la gis ngeen ko ci télévision maa ngi ko jëndee 80 000 te boobu nga fas yéenee lewatal. moom laay lewatal. waaw loolu leer na nu dem studio Alioune Fall fekk fa d'abord Betty Diawara après Ndiaga Diop Betty nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Arona. waaw ministre baa ngi di nuyu itam noonu monsieur le ministre. gannaaw bi ñu ko nuyoo ba noppi monsieur le ministre ñu ngi lay xamal yóbbante waa Tëngéej yiy laaj fu xar yi toll ndaxte ñaari ay bés rek ñoo des tabaski yegsi te ba tey gisaguñu xar ci diggante raay ba jëm ba ca croisement HLM te jamono ji bu ci daan toll foofu da daan fees dell ak xar lan moo waral lu nu mel. jërëjëf ci question bi nga xam ne am na solo Betty damay bëgg a wax Sénégalais yi ne. Tabaski c'est dommage que lépp dañ ko tënk ci tabaski xam nga opération li ñuy wax opération tabaski man dafay di loo xam ne dama ko contre danaa ci ñëw ci kanam tuuti mais pour répondre exactement ci question gis nga tabaski ñetti acteurs ñoo ko seq benn bi mooy état moo war a def li mu war a def ba jur gi am maanaam indi forage yi jur gi di naan di màgg di vacciner bu ñu feebar di vacciner pour ñu bañ a feebar parce que bu ñu vacciner dañuy dee donc lim bi day wàññeeku état bi bu defee loolu ba tabaski jot mu yombalal ñëw bi maanaam mu ne président de la république dafa jël ci mois de mai bi benn bataaxal boo xam ne dina na mbooleem luy taxe maanaam juuti li ñuy tudde juuti ci marché yi dootu am kuy jógee Mauritanie wala Mali dootoo fay droit de douane doo fay dara mu def lumière ci marché yi def fa ndox samp fa barab boo xam ne dañ fay jaaye aliment boo xam ne dañ ko subventionné loolu mooy cëri état ci tabaski bu ko defee boobu ma ngay xiirtal ñi tudd ay opérateur ñooñu dem wuti ay xar ñooñu aussi gàcca ngaalaama ñoom bi ñu yëgee ne état def na loolu ba pare ñu dem ci banque yi ñu lebal leen xaalis ñu dem jëndi ay xar xam nga man bu fekkee ne damaa dëkk ci àll bi jënd ay xar dem ci àll bi jënd ay xar jënd 2 junni xar damay jënd 5 téeméeri envoyé Dakar parce que dundu jur gi ci Dakar moo gën a seer léegi damay jël moitié bi yóbbante ko Dakar di xaar waa Dakar bu ñu ko jëndee rek
la fa nekkoon fale la desoon ma indiwaat ko donc premier jet yi fourniture yu njëkk yi yépp ñëw nañ léegi nag troisième acteur bi muy consommateur bi moom moo war a jënd pour ubbi bunt bi nga xam ne mbir mi dafay commencer di wal. waaye monsieur le ministre pour gàttal la. askan wi ko yónni ñoom leen rek leen bëgg a dégg. xar yi kañ lay bari te ngee caraay ba. mais mooy li ma la wax la fa nekk nañ ko jënd. bu fa lu fa ne lu bari la fa nekk bu ñu ko jëndee rek xar yaa ngi gaa yi jënd téye ko parce que boo ko indee foofu Tëngéej li lay tegu ci ay charge dafay bari xam nga léegi maa ngi wax ne xarum 60 000 am na xarum 60 000 gis naa ko Daara Jolof gis naa ko Medina Njatbe foofu lañ ko jaayee waaye xar moomu bu ñu ko jëndul borom bés bu xëyee daf koy xont dafay jënd ripaas bu doon ñaar téeméer sax dana ko dundee mais ñaar téeméer yooyu daf koy teg ci xar mi donc lu mu gën a yàgg ci loxoom li doon jar 60 000 dana dem xëy na 65 66 70 yoree ko fii ci Ndakaaru nag moo gën a méttiti yoree ko fële parce que léeg-léeg foofu sax da nga fa gis ñax bu ko defee man mi nekk ci bëri Medina Njat bi wala Daara su ma jëlee samay xar indi ko Tëngéej comme foofu la fa nekk bu nu ko jëlee rek ma dolliwaat. très bien Khady loolu mooy système bi. dañuy dem studio ba tey fekk fa Ndiaga Diop Ndiaga Alaaji Ndiaga Diop. waaw. baax a baax ci li mu wax man ci point de vente yi laa bëggoon wax ak ni nga xam ne daf ko tasaaroo ren ak ni mu daan mel bu njëkk nga xam ne ren ji danoo gis ne liggéeyu chantier BRT bi dafa tax sax nag am na point de vente yu amoon yu bëri yoo xam ne amatul loolu tamit ndax du nekk problème ci ñi nga xam ne ñu war a jëndkat yi ba tey tamit fu mel ni Kër Massar fi nga xam ne ni foofu moom gis nañ fa xar yu bëri ndaxte fi ne nii sax dañuy dem a dem ba ci kaw télé bi oto yi war a jaar sax booy dugg entrée Kër Massar ci ñaari station yi ne foofu dafay mel ni sax day am jafe-jafe foofu ndax foofu tamit daal loolu est-ce que ci ressort ministre bi wala maire bi nga xam ne mooy maire Kër Massar moo def réglementé loolu demee ni ki daal xar yi ni leen di nekkee foofu ni leen fiy denc foofu. waaw xam nga comme ni nga ko waxee di ko sëñ bi waxee BRT bi fi muy jaar dañ fa daan def ay point de vente ren nag dafa am ay liggéey donc à la kulli haal mënatuñu fa yóbbu ay point de vente moo tax ñuy redéployer point de vente yi ci yeneen place te xam naa ne à terme sax à terme ci at yii ñëw war nañu xalaat naka la ñuy def ba nga xam ne dootu am ay point de vente ci biir Dakar xam nga Dakar aussi c'est une capitale moderne jàpp naa ne war nañu xalaat ci année yi di ñëw fa nga xam ne moo gétti dëkk bi ñu seet naka la ñuy def. comme modèle lu sew xaay par exemple. modèle lu sew xaay wala ci gannaaw jamono gi jam ñaajo gi ca gannaaw foo xam ne ak ndànd foy la parce que am na yoo xam ne mën nañ ko aménager nit ñi di fa dem di wuti seeni xar pour que problème même d'assainissement yi nga xam ne daf koy jur mu mën a teggeeku communes yi nga xam ne ñu ko mais comme ni nga ko waxee xar yi moom li ci ëttub Sénégal li fi nekk moom macha allah doy na pour que ñu am na boo xam ne mën nañoo tabaski loolu moom lu wér la. léegi nag distribution bi ci la ñu nekk nii distribution yi nag loi bi mooy maanaam fokk bu ay xar nekkee fenn ma yóbbu fa samay xar fokk nit ñi jënd ko ma soog a indiwaat. mais ci point de vente yooyu dañ ci jokkoo woon ak gouverneur c'est vrai daaw 37 ngeen amoon. ren ngeen table ci 35 mais avec travaux BRT defe naa réduire ngeen ba 33. voilà mais nu jokkoo ak benn syndicaliste bu jiite mbootaayu sàmmkat. ni ñoom actuellement li leen sonal mooy gars yi dañuy ñëw profité ci lëndëm gi ak situation yi sàcc seen i jur ndax dafa amul leeraay wala amul kaaraange. gis nga point de vente yi nga xam ne taxawal nañ ko fii ci Dakar. ba bés bii may waxante yow fépp foo xam ne ak jur nga fa indi nañ fa lumière indi nañ fa ay foo xam ne nit ki bu soxlaa boppam mën a fa dem am na également de la sécurité càcc googu nga tudd Dakar nag remonté guñ ma ko remonté guñ waxaguñ ma ko fenn lañ ma wax gum ak càcc mooy vers Missira keroog bi ma demee Daara woo nañ ma parce que en fait sama téléphone dama ko mettre à disposition pour que fu waay mënti nekk opérateur tabaski ci marché yi ñuy jokkoo moo xam guddi la moo xam bëccëg parce que lépp la ci defar la. très bien Khady. waaw balaa rek ñuy demaat beneen studio ba fekk fa Codou Diagne dañu nekk ci mbas mi ba tey jeexagul
Sénégal wax nga ko am na loo xam ne ni day jóge ca Mali am lay jóge ca Mauritanie nee nga fukki xar bu ñu rey ñaare fa lay jóge tey ji est-ce que Sénégal mën boppam ba jékki dootul jéggaani maanaam daal lépp lu ñuy soxla ci rendi ko ci tabaski bi rek mu jógee fii ci réew mi. ci la ñu nekk di ko def mais xam nga wax naa la sànq ñun ni ñuy dunde ak yàpp besoin bi ñu am fête yi nga xam ne occasion de consommation yi bari na bari yaay boo xam ne donc moment de déstockage yi bari na bari yaay boo xam ne moo tax lii nga wax ma la wax lii léegi am waaye ñu ngi ciy liggéey xam nga mooy li ma la doon wax yeesal gi ma la doon wax léegi président de la république bi mu ñëwee en 2012 dafa taxawal benn projet bu tudd Pronam boo xam ne li ko itteel mooy yokk xari tabaski yi mu doon ko financé nag ci budget état ci la ñuy def ay bergerie mooy yi ma la wax léegi teg ay crédit pour que agronomie bu soxla bu fekkee ne dafa bëgg a métier woo yokk teg xar mu am xaalis boo xam ne mën na koo leb dem sàmmi ñuy dem ba ci jamono mu ne lii daal naa ko soppi léegi projet boobu mu dugal ko ci PAP 2A maanaam muy projet prioritaire gën caa def alal ci la forage yi dugg pour loolu mën a gën a yomb ci la ay ferme dugg waaye dama bëgg a profiter seen antenne pour partager benn idée boo xam ne soxla naa ko lool muy Arona Wolof Njaay dafay wax ne loo xamut rek da nga koy xooli catu bët waaye gis nga secteur de l'élevage li mu dëxañ ci biir duuf na bari na am na solo soo xam ne bu nu ko jukkee koom-koomu Sénégal mën na cee gis boppam bu baax loolu nag lu tax muy am ñi nga xam ne ñoo ko war a itteewoo ñoom lañ war a xoolaat jàpp naa ne élevage koom-koom la xam nga ci bu njëkk dañ daan wax sàmm bi la kii de nit ku doyadi la wala laa il faut que ñu am li may tuddee justement des entrepreneurs en élevage entrepreneur en élevage mooy ki nga xam ne altine ba dimanche janvier ba décembre élevage rek lay liggéey moo ko yitte loolu mooy tax ñuy bañ ba tabaski jot li ku sant Njaay jóge fële am benn 2 millions wala 3 millions dem jënd ay xari tabaski war koo seeral am ci bénéfice seeral ko ba pare am ci bénéfice boobu mu jukki ko ci ëttu élevage dem financer ko ab tabax wala jënd ko ab oto wala yu demee noonu. loolu am na ku ne am nga sañ-sañ kay ku ne kay am nga sañ-sañ lu libéraliser. moo tax ma ne nag moo tax nag ma ne. waaw moo tax nag ma ne ñi fa nekk dañoo bëgg lim bi ëpp ñi nga xam ne dañuy nekk élevage di ci liggéey samedi ba dimanche. mais loolu état bi am na ci rôle est-ce que yéen koy jouer. est-ce que jotul ñuy formaliser sous secteur bi. moom laay wax noonu. dañu war a liggéey boo xam ne dañuy am ñoo xam ne dañuy gis ne secteur élevage de ndekete am na koom boo xam ne man su ma demee su ma fa investir dana ma jural dara loolu laay wax bu fekkee ne fukki nit ñooy def loolu ñu fexe ba fukki yooyu yokk nekk ñaar fukk ñekk téeméer parce que entrepreneur en élevage mooy ki nga xam ne parce que bu mu ne la entrepreneur en élevage yow da nga saytu sa bopp pour gën a mën a am xam-xam ci élevage da nga def élevage comme benn entreprise boo xam ne am na loo xam ne sax da nga ko teggil état waaye bu fekkee ne ay occasionnel laa wax ñoo ci bari ñoo ci ëpp élevage dafay soxla toujours ay ressources yoo xam ne du ko am au contraire dañ koy rat di ko dundali beneen secteur léegi nag il faut que ñoo xam ne dañ koy def dëkkuwaay di ci liggéeyal tout le temps am na mais lim bi moo desagum donc mooy formalisation bi mu doon wax léegi ñu ci liggéey ba nga xam ne dafa am ñoo xam ne guddee ak bëccëg lañ ci nekk xam nga entrepreneur bi nekk ci bâtiment yi bu fekkee ne ab turel la daan yor di tabax bu gisee ne am na marché yoo xam ne turel sottalu ko dana wuti beneen jumtukaay boo xam ne buñ ko joxee marché boobu instrument boobu lay wuti da koy jaral mu dem lebi banque pour mën a gagner marché boobu
foofu lay waxee. Très bien Codou Diagne ci studio Alioune Fall Codou. waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax Arona Gaye di nuyu monsieur le ministre di ko jaajëfal ci invitation bi man sama question dafa jëm rek ci li nga xamante ni nii moom mooy ay di jàmbat ci biir Sénégal mbas mi ak tolluwaay bi surtout nag ak yokkute gi ñu di nemmeeku lim bi tey jéggi dayo ma fàttali leen ko 300 ci nit yu toftal juróom fukk ak juróom benn yu yees saytu nañ ne am nañu mbas mi ci biir Sénégal juróomi nit ñàkk seen bakkan tiitaange ñu jut tabaski point de vente yi wàññeeku fanweer ak juróomi point de vente moo am ci biir Sénégal mel na ni kon ñi ngi xaar ak raj-rajloo ci fi nga xamante ni mooy doon fi ñu tuddee ay daral di fa jaayee ay xar jumtuwaay yi bànqaas gi jël jëm ci wàllu fegu mbas mi buñ ci mënoon a indi ak leeral rawatina nag sax surtout nag jéggaani bi du ñàkk ay doomi biti réew yu ñëw indi si xar wala doomi Sénégal yu wuti xar yan jumtuwaay la ñu jël ci lu ni mel ngir ñu mën a fegu mbas mi nga xamante ni mi ngi wéy di yokku ci suñu biir réew ci jamonoy wàccaayu tabaski gi. jërëjëf ajaratu xanaa di ko jooyanti tuuti rek. waaw ci Dakar la bëggoon a wax. voilà 35 points de vente Dakar la du ci réew mi parce que réew mi moom point de vente ñu ngi ne fi xas. léegi nag ci ndimbalal ministère de la santé point de vente yooyu nga xam ne dafa am Dakar ñu ngi fay yóbbu am nañ fa gel am nañ fa ay masques yoo xam ne ministère de la santé moo ñu ko jagleel. yooyu gel de xanaa camion buy taxaw lay doon. waaw mais am nañ fa ay gel xam nga Arona il faut que ñu waxuma jàngal waa Sénégal parce que ñoom ñoo ko war a xam am na taxawaay boo xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi koy taxawee sa kër li ngay taxawee sa kër nag boo génnee dem daje ak yeneen nit war nga mën a taxawee li ma bëgg a wax foofu mooy état munul yow foo mënti dem mu topp la yor ab gel yow yaa état li muy wax man mooy wax la ne ay diw lii ngay tasanteeg mu nekk sa kanam nga mën na laa lor jëlal say matukaay yi mooy na nga wut gel na nga wut masque ba nga xam ne comme loolu également yàlla def na seerul nga mën koo matal sa bopp ca njëlbeen nag ci point de vente boobu danañ fi indi lu su kattan lu mu yem danañ fi indi ay masque danañ fi indi saabu danañ fi indi ndox danañ fi indi loo xam ne danga ci jàngate ne fii kat ñëw naa barab boo xam ne ñu ngi may fàttali ne lii kat war naa koo jëfandikoo pour aar sama bopp aar askan wi yëpp. defe naa loolu leen question bi tam am na importance mais également chiffre bi avancé war naa tax ngeen gën a soññ waa service d'hygiène soññ également yore prévention defe naa ñoo ñëpp boole ngeen leen ci dispositif bi. ñëpp a ngi ci biir sous l'autorité de monsieur le gouverneur équipe bi nga xam ne ci région yi région bu ci nekk dañoo def ay parce que dañuy def ay CRD ay dafa am solo affaire tabaski parce que charge bi ci nekk moo am solo xam nga bi ma ñëwee en novembre le 1er novembre déjà décembre laa def évaluation tabaski 2020 parce que li ma daan dégg ñuy wax tabaski ak ni ñu ko di dama ne lii naa jéem a seet lu mu ma def évaluation pour seet jafe-jafe yi nga xam ne ci la nekk ma téye ko daal di def benn plan ci plan boobu nag ma woo gouverneur yi kenn ku ci nekk nga defal ma CRD spécificité yi nga xam ne moo am sa région également nga tënkal ma ko loolu ñëw yokk ci plan bi plan boobu nag la ñuy topp mooy plan spécial tabaski moo taxoon ma def tournée bu yaatu boobu d'abord comme ni ko wax sax dem waxtaan ak éleveurs yi li ma président dénk pour ñu xam lan moo ci wàllu état ak lan la ñuy xaar ci ñoom waaye ma toftal ci nag mbirum tabaski su ma demee ci benn région damay laajte ñi nga xam ne démb dañ doon liggéey ci tabaski bu nekkee à 80 kilomètres à l'intérieur des terres sax damay fa dem seeti ko parce que dama bëggoon a sàkku ci moom xam-xam seet xam ne ko ndawal président de la république ñëw na pour nemmeeku li muy def ñaax ko ci sensibiliser ko sensibilisation boobu nag bokk na ci tey li tax ma lay wax sànq ne production nationale bi lim bi mu indi ci xar yi bari na c'est important. da nga def évaluation fan ngeen foore ak fan moo am ay lënt-lënt. alors problème bi gënoon a prégnant bi gënoon a taxaw mooy financement bi ndax xam nga ñun dañoo am benn fonds bu tudd fonds de stabilisation banques yi aussi ñu ngi fi mais dama doon seet na dañ doon joxe ay financement
15 jours avant tabaski xam nga nit ki bu fekkee ne da nga ko jox financement 15 jours avant tabaski kooku xar mi muy jënd Moussa jëndoon na ko ba teg ci dara Moussa mi ngi ko jënd ci Demba tegoon ci dara Demba moom mi ngi ko jëndoon ci Ali teg ko ci mu teg ci dara maanaam xar mooma dañ koo teg ay marge ba nga xam ne buy ñëw ci consommateur bi day diis looloo tax ma daan dégg ñu naan xar yi dafa seer léegi nag ma ne loolu laay dagg fexe ba ñu teel a jot acteurs yi teel a jot financement yi looloo tax bi ma defee évaluation bi fin décembre laa bindu gouverneur yi ñu def seen CRD bi ñu defee seen CRD ci directive yi ma wax leen nañu wax préfet yi ci suñ inspection départementale yi ñi nga xam ne dañu am ay dossiers ñu dem déjà ñu déposer ko fi pour que comité technique yi ci département yi daal def réunir ñu indi ko fii à Dakar ñu disperser ko dans le système bancaire ba mu ko defee financement yi génn yow Aaron bu fekkee ne da ngaa ittee tabaski mën nga am xaalis léegi déjà ay mois de mars wala li ko jiitu dem ca àll ba jënd ay xar daal di sàmm boo ko jëndee da nga ko fay bàyyi muy sàmm ñu koy sàmm jëmale ak moom tabaski xam nga xar moomu nga jënd bu ñu ñëwee ba tabaski jot nga jël ko indi ko Ndakaaru dagg nga maanaam bénéfice yu bari yi nga xam ne moom la daan supporter bu ko defee nag loolu dafay impact ci njëg li moo tax mu wax la ne gis nga ay xari 60 000 loolu dafa am lu ko indi liggéey moo ko indi donc foofu dañ ko gore ca njëlbeen ba nga xam ne xar mi tey bu ñëwee ci xar mu baax li waa Ndakaar di tuddee xar mu baax moo xam ne da nga ko mën a yóbbu say goro 80 000 lay jar 80 000 loo xam na xar moo xam ne man dama daan gis fii ñu koy jaayee 150 000 gis naa ko ak 80 000 ci laa jënd dafa naa loolu leer na mais dafa am foo xam ne nii buum nga dafa doke mooy ceeraay gi yëpp li ko waral mooy xont bi est-ce que xont bi côté boobu bëgguma laa wax da ngeen cee lajj ndax ministre bu gentil nga bu baax macha allah mbir daa ko wax est-ce que laju leen ci aliment de bétail. alors aliment de bétail lenn la ci li nga xam ne ci la jur gi di lekk xam nga bu fekkee ne da ngay sàmm maanaam ci filière bi il faut que nga xam ne am na ñaari nit yu am solo yu fi nekk ki nga xam ne moom ak juróom di ko sàmm nekk diggante Gent Paate jëm Wuro Soogi jëm yang-yang dem Tatki yéeg jëm Podor kooku ab sàmm la tudd kooku day jël jur gi yóbbu ko léeg-léeg mu yóbbu ko dafa am ñaari sàmm ki nga xam ne dafay sàmm di dem ci àll bi di sàmm loolu la ñuy wax élevage extensif am na koo xam ne nag day téye xar yi di ko dundal boo jógee ci xeesu nit ko am na koo xam ne maanaam moom lañ tuddi julo day dem ci kooku nga xam ne day sàmm mu jënd ay xaram kooku du sàmmkat léeg-léeg bu ko indee nag fu mel ne Kaffrine wala fu ko jege day xontu ripaas dañ koy ñu bari dañuy jënd 5 mois avant tabaski dañuy jënd nag daal di téye di xont di ko jox loolu ñu tuddee ripaas ak ngooñ yàlla def na ren daaw taw bi baax na ngooñ mi njëg li demul feneen ñi nga xam ne dañoo wuti woon am mboob yëpp denc ko ci kër yi daanaka mboob ma taw yi ñuulal na ko yàq na ko donc loolu maintenant aliment de bétail boobu xam nga Arona li ñuy wax aliment de bétail. parce que même gars yi may ma tuuti ne leen sax aliment de bétail may ma tuuti créer seen i groupement même xaw ci rax tuuti politique de. non c'est pas vrai gars yi wax loolu non ce n'est pas vrai il faut être honnête. aliment de bétail 80% bi mboq la. lañ ko defaree. boo demee ñii nga xam ne ñoo def aliment de bétail nee naa la d'abord téel loolu 80% mboq la mboq boobu malheureusement Sénégal baynu ko ñoom dañ koy jiggaani te li may wax lu neex a vérifier la boo duggee ci bourse yi nga xam ne dañ ko jagleel céréales yi ci àdduna da nga gis ne mboq moomu depuis juróom-ñaari weer a ngi nii njëg la taxul ma ngay yokk gis nga ñi ay États-Unis pays yu mag yuy béy mboq mbas mi dafa am lu mu leen gën a yee dañuy bay dunde leen daan bayee di ko yóbbu ci bitim réew di ko jaayee dañ ko wàññi ndax dañuy waajal seen bopp ndax ëllëg parce que mbas mi commencé na kenn xamul kañ la
donc mboq moom di yokk am bés ñooñu di ñu leen tudde ay meññee wooñu neñu ay la yëwande mboq mi yokk na yokk boo xam ne dem na dayo li fi nekk mooy yokk ko prix aliment de bétail bi wala ñu tëj wax ma ko wax ko sama collègue ministre du commerce kooku woote réunion ñuy waxtaan ak ñoom seet fan la ñu mën a wàññi ba nga xam ne yokk bi du demee noonu état nag def ci sacrifice yu mën a def mais malgré ça ki nga xam ne day xont bu fekkee ne da nga daan jënd 5000 ngay jënd 8000 war a jënd bés bu jot war a jox say jur bés bu jot lu mat 50 saako wala 100 allah kulli xaal dana yokk donc lii moo indi de xont bi aliment de bétail bi yokk donc solution bi mooy li président wax keroog conseil des ministres bi ñu am à Matam dafa ne département de Ranérou densité bi kilomètre carré boo jël ci département de ñetti nit a fa dëkk donc ak yay la daf ne nañ tëral programme boo xam ne dañuy xotti ndox mi jële ko Kër Momar Sarr jaar ci kaw bët gànnaaru département de Linguère pour wuti foofu pour ñu mën a développer culture fourragère déjà ren budget bi nga xam ne mu ngi sama ministère ñu jagleel ko culture fourragère daf ko ful bu baax a baax léegi nag mu ne nañ dëgg ma teg suñu bët yokk li ñuy bay mboq dama koy wax acteur agricole yi bay mboq alal ji nekk Arona boo xamoon ni mu toll dana tax dana tax voilà dana tax nga daggub tool loolu leen Khady waaw aw dañ comme niñ ko waxee rek dama ne laata nuy dem ci John Ndiaye secteur boo gis dafa war a am régulation xëy na wax nga ko nit mooy jël xaalisam dem dugal ci xar yi waaye est-ce que mën nañu tey réguler njëgu xar yi ba ñu ne xar du weesu 60 000 bu gënee yomb bu yombee 60 000 bu seeree ba seer nangam lay doon. loolu kenn mënu ko te kenn du ko def tamit. lu tax. pourquoi parce que yow acteur lu ñu defar secteur bi. may ma tuuti non defarut secteur bi loolu. waaw xam nga xam nga liy defar secteur mooy son dynamisme. xam nga man état su may defar am réew su may defar damay xool activité dynamisme bi muy am ni muy emballé tout un secteur du ma seet benn nit rek wala ñaari nit. ñi nekk ci filière bi yëpp naka la ñuy def ba nga xam ne ñoom gis nga réew moo xam ne ñaari junne fa nekk ci dërëm réew mi am fukki nit bu fekkee ne ñaari junne yi ci benn loxo la nekk réew ma ndóol na waaye ñaari junne yi bu fekkee ne fukki nit ci nekk kenn ku ci nekk am na loo ci téye réew moom bu développé na looloo tax ma ne nañ seet fiir gi na laal ñëpp mbir mi na laal ñëpp ba kenn ku ci nekk moo tax ma ne bu fekkee ne yow da ngaa juddule am xar boo juddulee am xar Adja dafa am loo ciy def pour mu màgg da nga koy dundal da nga koy jox ndox bu fekkee ne dund boobu xar mi dépense nga ci 3 junni ci xayma ci départ ni mu toll xar ma war a jar juróom-benn junni waxee nga teg ci charge 15 000 du 45 000 xanaa da nga ci teg 1000 francs bokk. pour mën ca déet li am mooy. léegi nag nit day jóge fële na sa xar mi jaay ma ko 30 000 boo ko jaay 30 000 dafa seer. waaye léeg-léeg ñi dem ba jëmmi jamono ñi ne xëy na suba la tabaski nga gis xar mu daan jar 10 junne ñi ne tey jii boo amul fanweeri junne doo ko la fiir gi wax nga ko ñëpp la war a laal. kon kay na laal jaaykat bi na laal jëndkat bi. li ngay wax ni bu xar amul lay am maanaam. ñuy dem ba suba la tabaski bu xar amul mu am li ñuy tuddee spéculation ñu jëlee ko bu doon jar 50 ñu ne 150. mais loolu bu xar amul mais bu xar amee laa wax. bu xar amee. am na ñuy laxas jaan ba tey de. non bu xar non c'est-à-dire que loolu du intérêt kiy jaay laxas jaan du intérêt kiy jaay bu fekkee ne xar am na xam nga mooy condition première bi mooy nañ def fexe ba xar am si la condition première est respectée. le marché devient transparent kenn ku ci nekk ki nga xam ne moom xar am na man kat su ma amee 5000 bénéfice wala 3000 sax naa jël kële di jënd aussi xar mu ne xar am na donc ñoom ñëpp ñu bokk constat bi xar mi kat foo dem
comme xar am na foo dem 45 000 jën donc njëgam mooy 45 loi du marché. John Ndiaye Cissé nu ngi lay nuyu. fay Arona Gaye kon ministre baa ngi noonu. waaw maa ngi nuyu monsieur le ministre sama question nag lenn la woon man dama bëggoon a xam nan ngeen fas yéene gunge jaaykatu xar yi ci daral yi ndax dañuy faral di jànkonteel ak wàllum ñàkk kaaraange wàllum courant ak ndox ak yeneen i yeneen. waaw son excellence le président Macky Sall dafa jël benn directive mois de mai jagleel ko ministre bind ko ministre des forces armées ministre de l'intérieur ministre des finances et du budget ministre de la santé man mii ministre des infrastructures des transports ñoo ñëpp kenn ku ci nekk li nga xam ne mooy sa wàll ci liggéey ci gouvernement bi nga matale ko li nga wax loolu nag wàllu ministre des forces armées la ak ministre de l'intérieur ba fi may waxante ak yow sous l'autorité du gouverneur boo ñëwee Dakar ak feneen tey ci tey bu ngeen demee ci place yooyu da ngeen fa gis kaaraange googu ñu taxaw moom laa la wax ba man fi may waxante ak yow waxaguñ ma ak càcc goo xam ne am na ci marché yi Dakar am déggaguma ko benn lañ ma fi informé gum bu nekk ministère keroog bi ma demee Daara am na benn acteur bu ma woo au téléphone xaw ma ko sax di ma wax ne effectivement am na càcc gu fa am maa ngi koy saytu pour xam lan la. du jeexalee. te loolu du ñàkk parti bi defe naa Khady Fall ak laaj bu mujj bi. waaw laaj bu mujj bi dafa ne 33 di fanweer ak ñetti poñ yu ñuy jaay mu am ci Ndakaaru xëy na am na yeneen poñ yu nekk ci yeneen dëkk yi. mooy ñuy mbappat Dakar waaw ak ñiy mbappat ak ñeneen. wax na dëgg loolu day am. wérgu yaramu li nga xam ne moo di mala yi ñu war a rendi. est-ce que point bu ne mën ngeen faa teg vétérinaire boo xam ne day saytu loolee. non loolu mënuñ ko li ñuy def lenn la. waaw am nañ benn campagne nationale de vaccination pour li nga xam ne mooy jurug Sénégal boo xam ne bii at mi ñu génn mi ngi commencé le 20 septembre jëm pendant 1 an alors boo jëlee mbirum xar yi li nga xam ne moo leen sonal muy la peste gouvernement bi daf ko def di ko ñàkk te duñu fay dara donc campagne boobu ci région yëpp lañ koy dérouler loolu liñ ci jublu mooy xar du tabaski gi rek fu mu mënti toll ñu muy xar yoo xam ne en tout cas du feebar yi nga xam ne mën nañoo sonal war koo mën a gàllankoor loolu ci dikkaat ci question générale yi mais ci wàllu li mu la wax nii ci point de vente yi maa ngi wax la c'est-à-dire que non loolu mënut a nekk ci tabaski gi non mënut a nekk ñoo fokk ñu waxante dëgg boo amee téeméeri point de vente nga ne da ngay téem ñuy xool mënut a nekk mais li tax ñu choisir parce que mënu ma wax ne mënut a nekk rek ñu ne yàcc na yasar déedéet dafa am lu ñu def genn fiir goo xam ne moom lañ def pour mën a ndar kepp feebar yooyu ba point de vente yooyu loolu du fa am moom laa doon expliquer vétérinaire privé yi dañuy bëgg ngeen impliqué leen ci non ñu ngi ci parce que xam nga li mbokki dema mali yëngu yi di def mooy indi sa xar bu ñaari fan desee nga sol ko wallaay mooy sol yooyu nuy sol xar bu biir bi newi non mu yegg sa kër xam nga boo ma bàyyi ma àggale biir bay daw non boo ma bàyyi ma àggale rek danañu ki donc ci njëlbeen xam nga ñun lu bari li ñuy def dañ koy waajal donc loolu lañ mooy fiir gi njëkk gi te loolu ñi nga xam les vétérinaires privés ñu ngi nekk di ko liggéey ci région yi nga xam ne lañ moom la ñu kii boo demee ci poste frontalier yi maanaam liy jóge bitim réew dañ fa samp barab boo xam ne xar bu fi dugg nag bu fi dugg dañ koy saytu bu fekkee ne am na feebar ñu def ko en quarantaine bu laajee ñun ñu ñàkk ko suñuy doole yi bopp ñu ñàkk ko soog ko bàyyi mu dem Sénégal léegi nag 3e point bi li ci des mooy sensibilisation waxtaan ak nit ñi gis nga door nañ ay émissions yoo xam ne pour waxtaan ak nit ñi ci ni fag solo si xarum tabaski ñuy moytandiku lii donc pour ñu bañ a faagaagal seen wér-gu-yaram jaareel ko ci assainissement ni ñuy reyee ni ñuy dencee ndawal gi ak léegi et cetera loolu ñu ngi koy def loolu aspect sensibilisation. loolu dinañ ci dégg si waat ndax 2e partie wax nga léegi ñàkk yi ku ne xam ne ni tension bi ci am xaw ba xam réglé nañ ko boori Thiès ak région yu bëri amoon na rupture vaccin xam nga loolu xam nga ko waaye xam nga émission bi day jàll ci plateforme yu bëri moo tax am na ku ñu koy toppal di Arona Diouf Arona nu ngi lay nuyu. ma lay fay Arona Gueye. waaw réaction auditeurs yi ak ñi jaar ci réseau yi nan la demee. voilà auditeurs yi nag li ci ëpp Arona Gueye dañuy kañ ministre bi Aly Saleh Diop ci liggéey bi muy def waaye itam am na ñi nga xam te ni am na ay laaj yuñ ko laaj kon bokk ci boo demee ci suñu plateforme digitale yi nag nit ñaa ngi suivre bu baax Asali Yoro Seck moom mi ngi félicité ministre Aly
Ali Céleste Diop Babacar Mar itam El Hadji Amadou Seck moom itam noonu El Hadji Amadou Seck sax moom nee na ministre bi mi ngi ci élément am il est dans son élément moom nag en tant que diñ fi sa doom Jolof nee na élevage dafa yàgg doon mbiram dafa yàgg doon son dada SN vidéo nag ni macha allah kàddu gi leer na rafet na Mamadou Kayre ak El Hadji Amadou Seck ñoom dafa mel ni ñoom Rufisque lañu dëkk tax nag ñu di sàkku ci ministre bi lii di fonds STAPS bi nee na ñoom ministre bi demoon na fa wala sax yónni woon na fa ay ndawam ba ñenn ñi sax ñu laajoon leen ñu daal di souscrire à hauteur de 15 000 pour ñu mën a bénéficier ci loo nga xam te ne moo di ay financement boobu ci ministère am te ba fii waa Rufisque jotaguñ ci loolu ñoom nag bëgg nañ ministre bi indi ci ay tontu yu leer a leer doomu Jolof moom nee na moom waaw xar nag am na fii Jolof te yomb na ku fi ñëw daa am xar Mañang Diaw moom itam ni daal di dal si nag ci lii ministre bi jëndee xaram bi ak 80 000 jàpp ne kon lii am forme de communication boo loo xam te ne ñëpp daal ñu ngi koy rafetlu donc Arona Gueye de façon ramassée loolu lañu jàpp gun ci plateforme digitale RTS yi rajo Sénégal international ak Facebook ak yu nu mel. jërëjëf Arona Diouf kon lu ci bëri ministre bi ay sargal la loolu defe naa ni sa ndam la mais également sunu ndam la ñun ñi la invité mais am na ci question financement. voilà am na question également Rufisque dikkaat na. lay tontu ci question yooyu ñuy jaar ci plateforme yi. voilà je crois que benn ci question yi mooy question financement bi jaar fonds STAP xam nga fonds STAP normalement li ko yëkkati sax du tabaski fonds de stabilisation la tudd mooy pour ñu mën a ñoŋal amal doole li ñuy wax élevage intensif ñi nga xam ne dañu bëgg soit ñuy yar bu yàgg di indi tout le temps xar ci mbir moom laa doon wax sànq tabaski Arona dama xaw a contre opération tabaski sànq bi may wax Sénégal dafa laaj mu am ay ce qu'on appelle des entrepreneurs en élevage mooy ñi nga xam ne dañu war a am plan d'affaires yoo xam ne dafay lalu ci at bi maanaam boo demee banque bi da ngay am plan d'affaires boo xam ne li ngay soxla ci xaalis dafay tax nga nekk acteur boo xam ne tout le temps da ngay nekk ci élevage bu màggal jotee nga destocké samedi jotee nga destocké bu li ñuy tuddee tabaski bu ñëwee nga destocké waaye bu fekkee da nga tënk say mbir kese ci tabaski kooku tu n'es pas un entrepreneur en élevage loolu nag dafa bari ci mbir mi ñaareel bi Rufisque ak yeneen département xam nga fonds STAP benn fonds la boo xam ne président bi mu ñëwee daf ne secteur élevage ni mu bindoo buñ leen bàyyeeg banque classique yi taux d'intérêt yi duñu ko mën a fay mu ne donc damay indi benn fonds boo xam ne fonds de garantie la bonification et ainsi de suite pour que kii nga xam ne dafa am projet d'élevage bu ñëwee ci banque bi te ministère am protocole ak banque boobu day tax loolu mën koo ëmbaale waaye bu ñu defee loolu ba pare am ay ak département yoo xam ne nit ñi daaw dañ leen a lebal ñu bañ a fay mais ñooñu bu ñu delloo ci banque bi banque nag banque la daf naan cette zone là elle est rouge moo tax ñi ñu lebaloon ñu fay ñooñu bu ñu demee du ñu am problème ñu bees ñi banque bi elle est prudente daf naan kii ku bees la xamaguma ko lii mooy indi parfois am ci ay département ñu déposer ay dossier te amuñ mais xaalis bi pour ñoom la li ñu bëgg dañuy profiter seen antenne bi ñooñu ñëpp bu fekkee ne ay éleveurs lañ dañoo bokk ci ay organisation professionnelle plaidoyer boobu nag dañu bëgg organisation professionnelle yanul ñu ko waxtaan ak seen njaboot ne xam ne effort bii président de la République daa mu dëggal ci 3 milliards pour ñoom la ñu fexe bu mu bañ a yàqu donc ñi koy jël te bokk ci ñoom ñu waxtaan ak ñoom ku ci jël fay man gis naa benn opérateur boo xam ne banque am nee na ma kii mi ngi ci 8e année boo xam ne at mu jot mu jël te bu julee sax avant échéance mu fay banque bi ne ma kii de tey bu bëggee 1 milliard ma lebal ko banque noonu lay doxe te bu ñu sañoon opérateur yëpp mel noonu waaye bu fekkee ne da ngaa sant Njaay xalaat ne tey da ngay jël 1 million wala 2 millions alors ne xaar ma dóor dàq ak banque xamul loolu. waaye lenn it am na monsieur le ministre ci banque yi du ñu faral di gunge
waa secteur primaire bi ndax nee nañu secteur à risque la mooy li nga xam ne moo di mbay mi ak sàmm gi ndax nit mën na am cheptelam mu xëy maara day taal yi am benn feebar bu ñëw cheptel bi yëpp décimé. c'est très important li ngay wax nit mais dañoo am assurance du CNAS. waaw gis nga bu ñu jógee ci fan yële weesu dama ko bëgg jël par thématique dama woo ay banque ministère ba ñu toog ma woo organisation professionnelle yi ñu toog ñii toog sama ndeyjoor ñii toog sama càmmooñ ma ne banque wax leen yéen ay kan ak la ngeen man li ma ci jublu woon mooy man def face à face ñaar ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay te war a mën a ànd pour que ñi xamuloon ci éleveurs yi ñu xam lan la banque man ak lan la leen mënal ñii également xam doole opérateurs yi ba buñ ci jógee ci lu banque bi sax loo xam ne sax ministère bi mën na ko bañ a fekk ñoom ñaar yu jëflante suivi bi ma ci am gis nga opérateurs yi nga xam ne fekkee woon nañ leen am na ci ñu bari ñoo xam ne tey dem nañ ubbi ay compte ca banque boobu ba ñu commencé effectivement leen par leen lebal xaalis loolu laay def ak waa CNAS. waa CNAS dañoo am ay produits yoo xam ne seet si nañ ma ne te vraiment c'est des produits innovants yoo xam ne li mu wax léegi loolu lay saafara ci affaire assurance cheptel bi dañ ko def ci ay indices yoo xam ne du ci ndeele du calculer wuñ ko ci ndeetel ci ndeel maanaam léegi dañu am ay données yoo xam ne bu pâturage bi amul indice bi muy jox dana permettre ñu mën a calculer taux bi nga xam ne à partir duquel ku souscrire ci assurance boobu dana la ko rembourser moo xam sa jur dee na moo xam deewul léegi nag xëy na opérateurs yi ak éleveurs yi xamuñ ko bu ñu jógee ci tabaski damay defar benn table ronde boo xam ne ñoom dañuy ñëw toog moo waat opérateurs yi. loolu leen na ngeen di topp seen émission au gré de l' actualité nuy dalal monsieur le ministre de l' élevage di Ali Saleh Diop wax nga ko léegi tudd nga fi culture fourragère tudd nga fi également fu nu mën a yare jur gi mais dafa am lu ciy lax sumu di wàllu daay yi dañuy dem ba Linguère Daara fekk fa Waly Gueye Waly mu mel ni Waly Gueye jàppandeegul kon nu wëyal ministre bi léegi pare nan ci wàllu mbirum tabaski gi ndaan ma Waly Gueye mu ngi en ligne Waly Gueye Waly nekkul en ligne nu wëyal lu jëm ci wàllu question générale yi de manière générale ci wàllu mbirum secteur bi yore di élevage mel ni xadi yéen jigéen ñi dem marché defe naa jamono ji tiit ngeen lool ci wàllu ndawal muy ndawalu nag di ndawalu xar wala di ndawalu ginaar bu mel ni jamono ji defe naa ni léegi di feesatul. ah ndax njëkki yokku na ba jéggi dayoo loolu sax monsieur le ministre nag ci la ñuy taxaw parce que fi ñu toll nii gafaga gi yokkuwul waaye njëkki yokku na. lan moo waral déjà yokk boobu ak lan ngeen ci mën ñun ñi jigéen ñi sonn nañu de bu ñu ko waxul it sonn nañu. ñun góor ñi tam dañuy dugg marché léeg-léeg nag. ah di kon baax na. sant yàlla am na commencé woon naa joxe tontu li sànq. waaw. gis nga dama wax sànq ne diggante fi nga xam ne noor bi fi lay jeexee ak nawet bi fi muy duggee. diggante boobu at mu jot njëg yi yàpp yi dafay yokk. ba ci juróom-ñetti téeméer. maa ngi ñëw damay wax li tax dafa am xam nga man dama bëgg chaque fois su may wax dara. facteur yi ma indi ci slide pour que nit ñi comprendre lan la. at bu jot boo xoolee statistiques yi da ngay gis ne njëg yi dafay yokk ci période boobu. li tax nag li jiitu loolu période boobu li ëpp ci li ñëw Ndakaaru mi ngi jógee ci zone sylvopastorale ak zone sud. ñooñu ñooy approvisionné Dakar donc ci quantité yu baax du jóge sax bitim réew li ci ëpp foofu lay jóge donc moo tax prix day toll gën gaa bëri à peu près bu dee nag 2900 dañ koy seetlu ku ko seetlu toon na nga commencé di ko topp alors bu période bii jotee nag gis nga li nekkoon foofu en stock moo xam Casamance la ak zone sylvopastorale dafay jeex parce que leen li ci des màng na loolu dañ ko rawale li ñuy wax rawale yóbbu ko foo xam ne du pour jaay pour maintenir capital donc disponible bi dafa wàññeeku ci période bi chaque fois li ci yokku ren ba tax comme ni mu ko waxee ni mu daan yokkoo doon na daan a yokk mais ren dafa gën a yokk mooy li ñu doon wax aliment de bétail boobu xont boobu parce que nag yooyu moom la ñuy wax moom la ñuy wax embouche ku ne embouche maanaam da ngay yeew lu ñuy yeew la di ko dundal di ko jox aliment de bétail boobu nag comme mboq lañ koy defee di ko jëggaani muy seer loolu moo indi
ren njëgu nag wi dem ba presque ci 3 kilos yàpp dem ba 3500. xar yi dem ba ci 4000. 4000 ba 5000 xar yi moom dem na ba junne sax daanaka. waaw loolu ci ñaari fan la. loolu ci ñaari parce que ñu comme ni ma wax rek man aussi lu may def chaque fois damay def benn dispositif boo xam ne daf may permettre ma am quelque chose de factuel loo xam ne sur la base duquel mën naa ci liggéey wala ma di ci communiquer. Donc c'était sur 2 jours après mu wàccaat bi mu yokkee 2000 bi mu demee ba 5000 nag dafa amoon jafe-jafe bu ndaw fële ca digg ca frontière ba avec le Mali. Donc dafa amoon grève boo xam ne maliens yi seen bopp dañ ko defoon indi wutoon ay xa toog nañ 10 jours indi wuñ ay nag loolu nag impacté effectivement ba mu dem ba à 5000 francs. Mais après wàccaat na. est-ce que loolu du jox dëgg collectif boucher yu Dakar ci lay des ndax démb ñoom presque dañoo anticiper ci leen doon waxtaan ni ñoom li ñu jàpp moo di ni téeméeri nag yuy dee Sénégal juróom-ñett fukki dañ koy jëgaani et que finalement ñoom la wax de li ñu xalaat ne leen presque nagu Sénégal amatul est-ce que ñoom da nga leen di jox dëgg su fekkee ne joxoo leen dëgg ban explication nga mën a def ba tax léeg-léeg nu sonn bay xaar ay nag yu jógee Mali. Mais non moom laa la wax gis nga yokkute boobu prix boobu ci njeexital noor bi kese la mais lii may wax nii la ay nawet ak yu demee noonu nekkul. boo seetee importation yi presque ay nawet ak yooyu presque c'est epsilon li may wax parce que xam nga lu yomba saytu la gis nga nag yi jóge Mali presque 90% Kidira lay jaar léegi kay boo taxawee Kidira mën ngay wàññi lii jógee Mali lii jógee Mauritanie Medina Jaat ba lay jaar am na luy jógee Mali jaar Moussala fële ci gannaaw Kédougou donc lu nu xam la fi ñuy jaar xam nga bu fekkee ne da nga am kër goo xam ne da nga koo miire wutal ko ay bunt nit ñi dugg mën nga leen a wàññi donte na am na nag loolu wet yi mu ko ñoo xam ne dañuy yéeg miir bi loolu doo ko mën a wàññi mais l'essentiel comme bunt yaa ngi ubbeeku li ci ëpp da nga ko mën a natt man li may wax chaque fois dama ko bëgg a teg ci loo xam ne lu factuel loolu laay natt gis ne bi ma ñëwee ci ministère bi ma jàngatee dama laajte données yi ma gis ne dafa am période boo xam ne prix yi dafay normal li ñu tuddee normal 2500 ci xar 2900. 2800. 2800 bu ma xoolee période boobu ma lal ko teg ci wetam liy jóge bitim réew gis naa ne liy jóge bitim réew lu néew la loolu li muy tekki mooy daanaka xar yi réew nag yi réew mi la ñu rey bu ñu demee ba ci nga xam ne nag ñu ngi ci mois de dugg ci ay mois de juin fin mai juin damay gis ne liy jógee bitim réew particulièrement Mali dafay yokk foofu aussi dafay toll rek ma gis prix yi di yokk donc muy tekki ne li doon jóge ci biir dëkk bi di ñëw di après dafay wàññeeku bi ma laajtee lan la ñu ne ma gàtt yi nag yi nekkoon foofu ay daaraak li ko wër li ñu fi téye woon dafa jeex parce que leneen li dafa màng dem côté Saloum ak côté Tamba te loolu jaayuñ ko. lii mooy explication ginaar yi yàpp ginaar xam nga ndawalu ginaar moom kenn jéggaaneetul ko. alhamdulilah ay at a ngi nii ñu ngi ci sant yàlla. waaye moom itamit yokk gi laal na ko. non loolu Covid bi la woon. gis nga dafa am lu gouvernement du Sénégal jëloon comme mesure comme ni nga ko waxee léegi en 2005. bi grippe aviaire amee amoon na bi mu lëmbee àdduna. waaw ñu tëj suñuy frontière lii moo lay won nag que ab développement réew. acteurs privés yi ñoo ko yore bi ñu ko tëjee mais macha allah acteurs yi dañoo def ay efforts yoo xam ne investissement yu mag a mag a mag ba fi may waxante amut benn ganaar bu ñu fiy lekk bu jógee bitim réew amut benn nen bu nu fi omelette bu jógee Arona ren en 2020 Sénégal produit na 1 milliard de nen yi 1 milliard loolu am solo la donc nga gis ne acteurs yi ñu taxawal filières yi dëgëral leen mais surtout acteurs yi professionnalisation bi loolu ñu wax ci mu am ci ganaar yi moom laa bëgg nag mu am ci yarum nag yi am ci yarum bëy yi ak xar yi ba nga xam ne dafa am ñoo xam ne loolu mooy seen métier gis nga élevage métier yi ci nekk dafa bari te am na góor gu wax gu tudd Samba Fulaax mu dëkk Jaara Jolof daf daan wax ne l'homme aux 12 métiers
foo ko fekk benn métier du ca mokk. nañ fexe ba kenn ku ci nekk am benn ñaar yoo xam ne yaa ngi koy def. très bien wàllu grippe aviaire bu mel ni sonaloon na leen xanaa loolu waajalu leen ko de. non ndax am na benn moment côté Pout yeneen i côté demoon ngeen bay abattre lu bëri ci ay ginaar ay cuuj loolu defe naa xëy na da ngeen ko waajalul wala. non da leen a bett comme ça au contraire Sénégal ndam la ci am. ba dañuy woo bitim réew. ca FAO ca Rome di ñu wax nan ngeen def. ba réussir lii. li may wax rek Sénégal dafa waajal boppam ci lu bari. gis nga ministère de l'élevage dafa am bu ñu benn direction bu ñuy wax direction des services vétérinaires tout le temps ñu ngi tàggatu. dafa am ay protocole yoo xam ne dañ koy jàng di ko simuler ba lu mel ne grippe aviaire bu amee dana fekk ñun ñu waajal suñu bopp bu ne këtt rek ñu ne doon taxaw. lii ba mu amee le 30 décembre ca Pout daa toog ISRA ñi nga xam ne ñoo yor machine bi nga xam ne mooy saytu loolu daal di ma ko xibaar le 30 comme waajaloon nañ suñu bopp ci lu mel noonu le 31 décembre maak sama njaboot ministère de l'élevage yëpp ñu fabu dem Pout boobu njaayeen yi sax ñu ngi dem di feetu waaye ñun fa lañ fanaan wër ko ndar kepp ko protocole bi dafa am nu muy doxal bu yu mel noonu bu amee dafa feebal bu garaaw. day gaaw a law dafay gaaw a law. dañ ko yàlla daf ñu suturaal nag fi mu nekk benn ferme la boo xam ne moom kese moo nekk amul dara lu ko wër loolu ci li ñu dimbale pour ñu réussir ko ñu ndar kepp ko la fa ñu fekkoon mu dee ñu wut ay dragueur gas ay pax def ci lasso sotti ko lasso ci koom suul ko parce que loolu la protocole bi laaj la fa nekkoon ci dund également ñu rey ko parce que lépp nag mën naa wan nen ya ñu toj leen suul leen daal di nag désinfecté lépp ña fa doon liggéey ma jël leen yóbbu leen Institut Pasteur ñu saytu leen parce que maladie bi dafay li ñu tudd zoonose dafay feebar boo xam ne mën naa jóge ci mala dem ci nit waaye bañ leen saytoo test bi mu ñëwee dafa négatif donc loolu bi ñu ci tegee quelques jours aussi ñu daal di tëj nag ferme bi di ko saytu di ko désinfecté tout le temps ñu teg ci quelques fan lu mel noonu xew fële ci juut ñu defaat kazalik boobu ba léegi nag def nañ 52 743 prélèvements di ko topp rek ba fii mu nekk yàlla nag ñu sutal jàngoro bi feeñatut waaye dafa am diir boo xam ne bu yàggee dañuy def nag benn rapport ak photo loo xam ne day jëmmal ne ñun kat lii lañ ci liggéey. ñu yóbbu ko ci feebar bi set na ñu yóbbu ko ci benn organisation bu tudd OIE parce que dañu bokk ci organisation boo xam ne lu mel nii bu amee dañ leen ko war a yëgal comme ñoom nit ñu ko yëgale woon en 2005 ba ñuy tëj suñu frontière wareef la ñu yëgal leen ko bu ko defee ñu xam ne waa àddina yëpp ne Sénégal lii nga fa loolu bi mu amee effectivement ñu yëgal leen am na ñu communique ñun aussi buñ paree ak suñu rapport ak suñuy firnde lépp ñu leen jébbal leen ko bu ko defee ñoom aussi ñu déclarer à la face du monde que ne feebar bi jógee na Sénégal. waaw ndax mbas mi laalul filière avicole bi ndax daaw am na benn société boo xam ne day def ay poussin bëgguma ko tudd étifoowee na lu toll ci million ay poussin. dëgg la waaw dëgg la. moom demoon na fa sol la. oui xam nga vraiment filière avicole bi ci filière yi gën a sonn ci mbas mi la. xam nga mbas mi dafa demoon foo xam ne dafa laajoon gouvernement bi jël ay mesures yoo xam ne parce que comme mbas mi ci nit ñi lay tegu nit ñi ñooy wotoom bu muy yéeg di dem ci yeneen nit ñu tëjoon yoon yi xam tëj marché yi tey nag ku ne ganaar boo ko yaree 40 jours da nga ko war a jaay boo ko jaayut téye ko ci sa ferme ay charge la donc loolu moo gàllankooroon filière bi ba nga xam ne comme marché yi tëj nañ ñi mënatuñ jaay hôtel yi nga xam ne li ëpp ci ñoom ñëlay fii la ñuy jënd également amatuñ woon ay clients daal di tëj ala kulli xaal bu ko defee day am njeexital ci ñi nga xam ne moom mooy filière avicole ñëpp nag ki ndaw ki ak ki ferme bu mag bi mais ki nga xam ne ferme bu ndaw la amoon kooku mooy gën a vulnérable ñooñu nag
dañoo daanu amatuñu woon les possibilités effectivement renouveler un peu seen. waaw ñooñu daanu yéen ngi leen di jàppale parce que constaté daanu rek doyul de. oui parce que effectivement am na sax koppar gu ñu tegoon pour jàppale. xanaa jot nañ ci seen wàll. waaw jot nañ ko loolu lépp jot nañ ko maintenant dañu def bi ñu ci jógee dañu def benn plan de relance. dañu leen dajale ñoon ñëpp xam nañ ne secteur bi ay points de croissance yu bari la ñuy indil ñu nekk ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci diiru presque ñeenti weer tëral benn plan boobu man présenté naa ko conseil des ministres ba président de la république validé ko ci plan boobu am na loo xam ne gouvernement bi moo koy def en termes d'investissement am na loo xam ne secteur privé maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci filière bi effectivement ñoo koy def donc loolu lañ nekk nag war a jëmmal pour commencer pour relancer définitivement cette filière là. nga baal dafa nekk ku nekk en ligne fi sa dëkk leen jëm sax diggante Daara Jolof ak Linguère wax ci wàllu daay yi Waly Gueye yaa ngi nuy dégg. jërëjëf Arona maa ngi leen di dégg di leen dalal fii ci Linguère. monsieur Mbène bàyyi la ak ministre bi dafa mel ni miinante ngeen bu baax Ali Saleh Diop. waaw xam naa miinante woon noonu mais pas plus tard que dimanche bi passé rek jot nañu gisante. monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. jërëjëf Diop di la dalal si sa dëkk Linguère. waaw loo koy laaj. waaw très bien man sama intervention xam naa ne yow annoncé nga ma ci feu de brousse yi mais damay centraliser lu ci gën a bari ci ranch de Doli. waaw ranch bi dinañ ci dellusi ci kanam mais est-ce que doo njëkkee feu de brousse yi ndax dafa nekk en adéquation ak wàllu culture fourragère wàllu zone yi war a yare jur gi sunu noppee nga lancé ko encore ci ranch bi. d'accord amul problème donc monsieur le ministre sa naataango bii di Abdou Karim Sall jotoon na jaar ci ranch de Doli lu yàggul dara ci biir foofu defoon na fa ay jéego yoo xam ne ni am na solo est-ce que yow mën nañ xam ci mujjantal gi situation bi fan la toll parce que suñu nee feu de brousse daanaka dafay indi ay jafe-jafe ñii di béykat yi waaye dafay indil ñii di sàmm yi ndax su fekkee ne ñax mi jeex na rek ñi nga xam ne ñoo di sàmm yi dañuy toxu dem ci beneen dëkk ren mën nañ xam ban impact la def ci secteur de l'élevage. voilà merci beaucoup bu fekkee ne boo xoolee de façon globale ni nga xam ne feu de brousse yi moom la ñu daan sonale ren defewu ko. daay yi mooy daay yi ni ñu daan sonale ren sonal te pourtant ren moo ëpp ñax ba fii may waxanteeg yow ci département de Podor département de Linguère am na zone yoo xam ne ba léegi dimanche bi ma jógee Namarel di dem Daara dama traversé foo xam ne macha allah ñax kese la. li tax nag mooy dañoo développé ci dëkk yooyu ay comité yoo xam ne ñooy saytu loolu xam nga il faut que ñu progressivement ñu continuer ci lu mel noonu ñi nga xam ne ittee la pour ñoom parce que ñoo yor jur gi ñooy nekk di ci liggéey bu ñuy waxtaan ak ñoom sensibiliser ba nga xam ne ñoom danañ wattu li nga xam ne mooy ñax googu te ñoom ñu war ko soxla ci at mu lëm loola mooy solution bi nga xam ne moom la ñu privilégié alors tey ci de am na ay communes yu bari yoo xam ne def nañ ci seen loxo jënd ay jumtukaay former des comités de vigilance dans les villages ñu taxawee lu mel noonu ba fu ñu ko déggee rek ci fi saasi ñoom danañ taxaw à partir de Linguère nag effectivement y a une unité boo xam ne dafay ñëw en appoint ci loolu nga xam ne mooy feu de brousse yi am na également benn projet bu tudd Padayer boo xam ne tey dafa gas ay pare-feu yu bëree bëri dafay xàll ay pare-feu yu bëree bëri ci zone pastorale ba nga xam ne tey bu départoon aussi feu de daay gi bu départoon dootu mën a sori donc loolu mooy jéego yi nga xam ne def nañ ko ci ren. Waly yaa ngi en ligne ba tey. waaw defe naa ranch bi tam am na loo ci bëggoon a laaj jëwriñ ci. waaw lu ma ko ci bëggoon laaj rek mooy dama koy interpellé parce que ranch bi daanaka wàllu sécurité yi tel na askan wi fa nekk lool ranch bi moo ngi am lu toll ci fukk ak ñeent ci ay bunt yooyu daanaka réglementation ba tey nii mënaguñ ko fa wax ñii di dugg ak génn lu ñuy dugal ak lu ñuy génne ba tey kenn waxagu ci dara loolu lu yitteel askan bi la te ñi fa dëkk ci bunt yi ñooñu kenn jàppewu leen ay gardien ñoom aussi jàppewuñ seen bopp ay gardien est-ce que loolu pare na pour indi ci ay jéego ndax ñi ko jiitu woon di ministre Samba Ndiobène comme ministre
Aminata Mbengue Ndiaye ñoom ñëpp bi ñu fa doon ñëw dañ doon wax ne dinañ ko réglementer de sorte que lu fay dugg ñu xam lu fay génn ñu xam loolu benn laaj la. beneen bi aussi moom PUDC dafa tabax benn forage bu mag ci benn point bu tudd 6 forage boobu daanaka am na doole lool par rapport ak réseau hydraulique bi fa nekk dafay am jafe-jafe moom bu su fàttalikoo la dernière fois ñu ànd ak moom dem foofu jot na fa fay benn facture boo xam ne nii sax dafa aju ci loolu mais yooyu la jafe-jafe mu ngi continuer di persister ba léegi te askan wi dañuy jàpp ne tuyau yi ak doole ji ndox mi di génne ci forage bi àndul loolu moo tax ba lu ci gën a bari tuyau yi day toj ndox mi di tuuru loolu di indi ay gàllankoor ci réseau bi ni muy doxee ak aussi askan wi fa nekk mu leen teg ay coono. beneen bi mur de clôture bi daanaka macha allah defar nañ ko ba wër na mais yenn saa yi samba booy dañ koy bënn di dugg ak génn di def ay ñaawteef ci wàllu sécurité ak kaaraange loolu tamit su fekkee mën na ci delsi sama fu may mujjantale mooy askan wi nekk ci biir ranch bi ñoom di leen gën a yitteel tey ci tey moom xam naa ne ci nguuram la delsiwaat wala ci magistère am la delsiwaat mooy projet AIFER ndax ndaw ak askan wi nekk foofu ñoom dañu bëgg naam peut-être que am na lu ñuy yëngatu muy càmm gi mais leneen loo xam ne nii yokkute lay doon ci ñoom ci ay projet yoo xam ne c'est innovant ñu mën ci liggéey ba jàpp nga xam ne dootul soxla di génn di dem ci yeneen i gox monsieur le ministre. jërëjëf kon muy waa liggéey def naa question yu posé ci ranch macha allah bari na mais yëpp am importance. voilà mais mën nañ ko tënk ci ñett bu njëkk bi parce que ñeenti question la mais bu numéro 1 ak numéro 3 lépp ci sécurité la bopp. deuxième bi ci forage bi la ñetteel bi ci AIFER la bokk. alors may wax ne président de la république xam nga sànq ci njëlbeen wax nee naa la bi mu nommé def na ma dénk naa la lu ma bëgg lu ma fonk ak lu ma am yaakaar loolu nag la jëmmal ci ranch de Doli ba tax en 2017 mu def fa benn investissement boo xam ne àgg na ci 14 milliards wërale ko miire ko def fa forage def fa eaux et forêt def fa gendarmerie def maanaam ay tiwo yu lal ranch bi fab tali jóge ko ranch bi ba Touba fab tali jóge ranch bi mu agsi ba Daara loolu dafa doon jëmmal vision bi mu am ci ranch bi en 2018 ministère de l'élevage dajale ñi nga xam ne ñoo fa nekk ay concertation pour seet ban modèle de gestion parce que investissement bu mel noonu boo ko defee li ci des mooy nga def benn modèle de gestion boo xam ne dafay pérenniser outil boobu alors c'est vrai amoon na ay conclusions mais ci jëfe bi amoonul des bi ma ñëwee li des laa bëgg a mottali mais li ma fa fekk mooy effectivement comme amutoon un modèle de gestion bu ñu fa teg loxo yi maanaam ranch bi nekkutoon ci ay sur le plan formel ci benn cadre boo xam ne moo ko yore moo tax bi ma ñëwee ma fekk forage bi Senelec coupé leen ci benn facture boo xam ne presque dem na ci 14 millions donc ma fexe ba fay ko ensuite tuyau yooyu muy wax daal tojoon ma laajte benn devis boo xam ne daanaka toll na ci 7 millions lancé naa marché bi pour que ñu defaral ma ko en même temps lancé naa concertation yi pour parce que présentation bi ma njëkk a def conseil des ministres ranch de Doli la diagnostic li ma fa fekk ak piste de solution daal di jël ay orientation du chef d'État mu ne ma naa ko wéyal pour que ma def ko le centre névralgique effectivement de l'élevage donc concertation yi bu ñu jógee ci tabaski avancé na d'ailleurs préfet bu département de Linguère dajale na l'ensemble des acteurs yi nga xam ne ñooy évoluer ci ranch de Doli pour ñu disons dégrossir dossier boobu pour que ñu am benn modèle de gestion boo xam ne bu ñu jógee ci tabaski damay convoquer benn atelier boo xam ne ñun ñëpp dañ koy partager ba nangu ne nii ak nii lañ bëgg ranch bi doxee bu ko defee ma présenter conclusion yooyu chef d'État donc foofu lañ nekk ci ranch de Doli bi alors projet AIFER effectivement déggoon na fa génnaat indiwaat naa ko dajale naa fii sama bureau
waa Eifer woo waa Doli ñu ñëw fi ñu waxtaan ba ñu juboo ci réeroo yi nga xam ne amoon na ba fi mu nekk tey Eifer dem na Doli waxtaan ak ñoom ñu ngay waxtaan seen biir sous l'encadrement justement du ministère de l'élevage ba fi mu nekk macha allah sunu yaakaar ci ranch de Doli dafa rëy ndax ça fait 87 000 hectares investir nañ fi 14 milliards am na suuf am na forage boobu ma lay wax ñu nga fay yokkaat beneen forage ñun am nañ benn budget ren boo xam ne dañ fa bëgg a développer culture foragère sur 100 hectares et dañu bëgg mu nekk un centre d'incubation boo xam ne daanaka en même temps dana régler justement en partie approvisionnement des centres urbains comme Dakar ci yàpp parce que dañ fay yar jur gu takku mais dañ fay jàngale ay xeetu métiers yi nga xam ne moo nekk élevage ba nga xam ne nit ku soxla mën nga faa ñëw nekk fa ab diir ñu wan la bu fekkee da ngaa bëgg a sóobu ci embouche nag xar béy lii ak lii allah kulli xaal war nga ko xam donc loolu mooy fonction bi nga xam ne ko def ñaar fukki minutes ak ñett moo dese wala ñaar fukki minutes ak ñaar Khady. waaw ci kaaraange gi ci fa nga xam ne mooy ranch de Doli waa liggéey wax na ko mais kaaraange du ranch de Doli kese am na ay foraay bërëb yi nga xam ne nii tey ji ay seeraas ak yu ni demee ban kaaraange ngeen fa war a mën a indi ngir ku fa dugg fi ñu toll nii sa xel dal. waaw bu dee ci tabaski moom. bu dul tabaski aussi. voilà bu dee ci tabaski takk der ya ñu nga foon taxaw loolu ñun fexe nañ ci comité bi nga xam ne nekk nañ ko defar nañ ko partant de la directive présidentielle mu joxe instruction pour tabaski gi diir bi muy am effectivement kaaraange dina yemb. maintenant au-delà de ça également effectivement kaaraange moom saa su nekk la war. dëgg la alors donc ñu ngi ciy liggéey ak sunu collègues yi nga xam ne ñoo ko yor. Le ministère des forces armées et le ministère de l'intérieur pour que loolu motale. dañuy jox sunu gars yi nekk ci en dehors du studio Papa Malick Ndao laata ñuy dem Sédhiou fekki Gorbel Jacob Ba Papa Malick Ndao. mu mel ni Papa Malick teewagul. kon bu fekkente ni réalisation bi Gorbel Jacob Ba jekk na kon nu dem kon rek ñu wëyal Khady Fall toog ci studio bi ak ministre bi ba tey wax na ko léegi ci wàllu sécurité abattoir yi mais. Comité wala collectif boucher yu Dakar dañ ni da ngeen a privatiser abattoir yi Dakar ngeen jox ko Sogas am juróom-ñaari abattoir yu ngeen privatiser également ci biir réew mi mais jamono ji Sogas ni mu bindoo rapport diggante kilifa gi comité bi ak ña fay usagers yi ndax yaakaar war ngeen a toog régler ko carrément parce que jafe-jafe nag monsieur le ministre bu nu làqontewul am na foofu ci Sogas. Arona principe bi mooy lan noonu bu nu sañoon secteur am na foraay c'est une activité marchande loolu du mbirum état normalement bu ñu sañoon le secteur privé ñëw tabax ay abattoir di ko exploiter mais bareegut ñi nga xam ne dañuy ñëw ci ñun pour def ko comme nag santé bi nga xam ne parce que kaaraange li ñuy lekk ci ndoddu état la nekk il faut que ñu def benn bërëb boo xam ne fa ñuy reyee ñu teg ci bët ba nga xam ne dañ fay yóbbu vétérinaire nag ya fay ñëw xar ya fay ñëw ñu xool leen avant ñu leen rey xool leen seen yàpp bu ñu leen reyee ba pare looloo tax état di tabax ay abattoir donc abattoir bu ñu ko tabaxee ba pare principe bi mooy dañ koy jox communes yi ñu jox leen ko ñoom ñoo koy exploiter am na communes yoo xam ne dañuy jël benn privé ne ko kaay nga yoral ñu suñu forage bi ci kaw nii sart yi agri ñoom ñuy demee noonu léeg-léeg ñu jox ko association boucher yi am na communes yoo xam ne dañ ne comme boucher yi ñoo fay liggéey ñoom nañ constitué wu en GIE ou autre ñu jox leen ko pour exploitation. état bi dañu xooj kaawu Sogas ci boppam. maa ngi ñëw xam nga damay wax ne li may wax rek bugguma jóg ci principe bi. dama ne lu may wax rek damay am ci slaay. lii mooy cadre bi après nag ma projeté wu ci li nga xam ne moo am. d'abord forage ci Dakar posé na problème wax naa ne la sànq Dakar c'est une grande métropole te
di jël ak jur muy traverser habitation léegi donte ne sax ci ay oto la leen dugal teg leen foofu y a des problèmes d'insalubrité foofu Sogas nekk ak li ñu daan tuddee foraay mooy le foraay des petits ruminants léegi xat na c'est exigu ndax BRT bi ak lépp li nga xam ne infrastructure yi moderne yi ñu fa def loolu tax na espace yi gën naa wàññeeku tax na sax léeg-léeg muy am également ay abattage clandestin léegi nag Sogas boobu ngay wax c'est dans le même principe que la ko am ñu ko jël tudd Sogas en fait moo jël affaire bi une société bu tudd Sogas jël abattoiru Dakar di ko exploiter alors Sogas boobu nag daal di am benn convention bu mu signé ak ministère des finances et du budget nga xam ne mooy interlocuteur am ministère bi ne ko kii baa ngi nii lii ak lii laa ci def ci investissement damaa bëgg nga yor ko at mu jot nga verser lii loolu nga xam ne moom koy verser également liñ koy jël mooy renouvellement l'outil de production c'est ça le critère et c'est ça que audit yi nga xam ne ministère daf koy def loolu lay teg bëtam di ko càmbar bu fekkee ne am na loo xam ne nekkul mu ne ko lii nekkul manqué nga fii jooyantil fii ñangam la mais principe bi mooy bu ñu sañoon Arouna yàlla may la ay milliards nga ne damay def ay abattoir fépp ci Sénégal di ko exploiter boobaa également dina ci encouragé. jërëjëf càkkute fi ci biti bari na xam naa ni li des ci émission bi daanaka da leen koy cërale mu mel ni Gorbel Jacob Ba mu ngi en ligne depuis Sédhiou Gorbel. waaw Arona ñu ngi lay nuyu di nuyu ministre de l'élevage ak ñi nga xam ne ñoo seq jotaay boobu di au gré de l'actualité di wax rek ne fii ci région bu Sédhiou bokk na ci préoccupation éleveurs yi wàllu vol de bétail maanaam sàccuk jur gi mu nekk loo xam ne nemeeku nañ ko fii rawatina ci département bu mel ni Goudomp foofu bëri na lu nu fay faral di dégg li nga xam ne moom mooy càccum jur gi naam sax woy kaaraange yi ñu ngi ciy def liggéey bu am solo ndax bi ñu jokkook ñoom démb rek ñu ngi doon def benn patrouille lu ni mel nag dinañ koy faral di amal ba taxoon sax lu yàggul dara fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi ñu génn jotoon nañu teg loxo benn bande boo xam ne dañ doon sàcc jur gi ki ko jiite nag di Samba Diallo moom dafa demoon sax ba yor ak boucherie ci biir këram am na it keneen koo xam ne ku nu ràññee woon la ci diwaan wi ci wàllum càccuk jur gi di Mamadou Lamine Badji ñu gën ko xam ci Mola moom it tegoon nañ ko loxo mais li gën a jaaxal éleveurs yi mooy ñooñu nga xam ne dañuy sàcc jur gi bu ñuy ñëw dañuy yor ngànnaay bu ko defee nag yenn saay mu jur musiba ba tax na ki nga xam ne mooy Omar Fofana di président éleveur bu département de Goudomp ñu di ñaan ñu gën a yokk kaaraange yi leneen li leen gën a jaaxalit mooy yenn saay police wala gendarmerie daal di teg loxo kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di sàcc seeni jur gi waaye du yàgg ñu daal di gis ne dañu koy libéré loolu daal nekk na loo xam ne jaaxal na leen lool bu weesoo wàllu vol de bétail li nga xam ne ay préoccupation la tam ci éleveur yu région bu Sédhiou mooy wàllu ndimbal ci aliment de bétail parce que fu mel ni département de Goudomp bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo jiite éleveurs yi foofu noonu ñetti at a ngi nii ñoom jotuñ ci ndimbal loolu nga xam ne mooy aliment de bétail bëgg nañu aussi ñu dimbale leen ci wàllu financement ndax lu ci mel ni waajtaayu tabaski opération yi nga xam ne ñoom dañ koy faral di bëgg di def dañuy ñàkk ay moyens ba taxoon ñu bëggoon nguur gi bàyyi leen xel ci naka lañ leen di dimbale ngir ñuy mën a jot ci financement yi loolu daal ci tënk Arona mooy li nga xam ne mën nañ ko wax ci wàllu càmm gi fii ci région bu Sédhiou. jërëjëf donc ñetti question la posé benn bi vol de bétail benn bi aliment de bétail benn bi financement c'est vrai li mu wax dëgg la ci vol de bétail parce que ci lu toll ak weer ak tuuti demoon naa région de Sédhiou effectivement département de Goudomp ku xam ni mu tëdd ni mu laloo ak am na réew moo xam ne frontière bi daanaka benn la
daanaka am na ci ay village yu Sénégal yoo xam ne boo ci jógee di dugg sax ci frontière Guinée-Bissau jàll doo ko yëg ndax benn lañ ñëpp benn lañ foofu nag amoon na ay jamono vol de bétail bi lu tar la woon li ko gënoon yokk nag xam ngeen situation bi nga xam ne moo amoon ci région méridionale bu Sénégal taxoon na ngànnaay yi di xaw di yomb waaye def naa ne situation bi léegi évolué na favorablement ak kaaraange gi nga xam ne sunu réew yokk na ko ba tax na ñu teg loxo ci ñooñu nga xam ne tudd na leen léelu ñu koy suivre ñun aussi mais di ci gën a gërëm di ci sant bu baax nag ministère des forces armées ministère de l'intérieur ba liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne def nañ ko ci ba nga xam ne ñooñu mën leen teg donc progressivement depuis presque quelques mois situation bi mi ngi évoluer en fait dans cette zone là di ñaan yàlla pression bi nga xam ne moom lañ teg ci ñooñu mu gën a yokk donc loolu vraiment loo xam ne ñoom ñu ngi koy dund su ma wootee foofu ñu ngi koy wax ne en tout cas am na ay avancées par rapport à quelques mois ci gannaaw maintenant pour aliment de bétail bi normalement aliment de bétail donte ne day am warta posé wu ci yenn proportion yi li tax Arona ministère de l'élevage dafa def ci département bu ci nekk dafa ubbi benn compte def fa xaalis diggante 100 millions jàpp 300 millions en fonction dayoo zone boobu di mu nekk ci élevage gis nga organisation yi nekk ci département Goudomp ni mu ko waxee wala Sédhiou fu mu doon ci région Sédhiou ñoom bu ñu soxlaa aliment de bétail dañuy dem ci préfet ne ko dañoo soxla aliment de bétail préfet dafay bind ministre de l'élevage pour ñaan ko autorisation jël ci fond boobu bi ma ñëwee ci ministère ba léegi nanguwuma lettre préfet yendu sama bureau lettre bu ma ci jot def naa autorisation bi pour ñu jëndal leen jox leen ko et li ci gën a neex mooy prix coûtant lañ koy jaayee maanaam bu nu jëndee saako bu jaree 5000 saako bi ñoom 5000 lañ leen ko jaayee wat teg ci 200 francs muy frais de manutention maanaam boo yéegee saako bi ci camion bi ak boo koy yokk donc loolu ak yombalal la donc ñoom nañuy profiter ci dispositif boobu pour pérenniser en fait li ñu bëgg mooy tout le temps xaalis di nekk ci compte bi bu ñu demee ba nga xam ne nekk nañ ci période de soudure bi ñu mën a utiliser xaalis boobu pour mën a dépanner wu léeg-léeg nag li ñu ci gis mooy am na ñoo xam ne dañuy commander ñu autoriser leen bu ñu demee quelques mois wala quelques jours ñu ne nañ ñu subventionné loolu dafay bu boobaa fonds bi ni ñu ko yëkkati woon muy fonds boo xam ne dafay nekk de façon pérenne bu yàggee dafay naax saay te loolu lañ bëggul moo tax duñ di nangu ñu koy def sous forme de subventionné comme buñ leen bayee secteur commerçant bi ñooñu jàpp nañu léeg-léeg dañ ciy teg lu ëpp parce que la vente est libre ñun dañ leen ko yombal buñ ko jëndee 1000 bu ko fonds boobu jëndee 1000 la leen ko jaayee teg ci dem donc nañu dimbale ci loolu donc loolu nañ xam information bi bu ñu demee seen préfet suñ soxlee aliment de bétail ci saa si lañ koy autoriser préfet bi mu dajale organisation professionnelle bi jëndal leen am nañ ay magasin d'aliments de bétail yoo xam ne ñun def nañ ko fa ñu def ko foofu ñoom ñoo koy gérer ñu di ko jaayante seen biir bu jeexee rek ñu autoriser donc duñu am problème aliment de bétail. jërëjëf waxtu bi bon xoj Khady des na def na. waaw dañuy dem ba studio Ahmadou ba fekk fa Thierno Diallo Thierno. Fall Coulibaly monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu man nag ñaari préoccupation laa am benn bi mooy lu jëm ci wàllu meew bi xam ngeen ne Sénégal li muy jéggaane ci meew dafa bëri lool te yéen tamit ngeen def ay jéego ñu ngi doon wax sax ay 60 milliards par an ci jéego yu ngeen def fa lañ toll ci mbir mi ba Sénégal bañ a jéggaane ci meew beneen bi wax nga ko mbirum divagation ñu gis ne lii di mbaam yi maanaam élevage porcin donte sax ñu jàpp ne lu rentable la mais est-ce que jarul tey ji ñu réglementé ko parce que gis nga ni daanaka barab yi yu bëri foo dem délégation day bëri loolu te mën na indi musiba monsieur le ministre. monsieur le ministre nag nu ñaan rek réponse yi gaaw 8 minutes moo doon dese. waaw jërëjëf pour affaire meew bi effectivement li mu ko waxee noonu la en 2019
fii ci Sénégal ñu ngi fi produire presque 264 millions de litres de lait mais malheureusement importé nañ 323 millions de lait donc mu mel ne 45% la ñuy produire di importer effectivement 55%. li tax nag boo ko jëlee ci production nationale bi mooy li ma wax sànq jur gi ñu yor li ci ëpp élevage extensif la maanaam day dox lu bari di loof di sonn kooku du mën a am meew bu fekkee noonu dañu wëlbati woon daal di gën a ñoŋal élevage intensif bi mooy bi nga xam ne dañ koy yeew di ko xont boobu moo gën a am meew looloo tax ñu am programme boo xam ne chaque année aussi dañuy indi fii ay vaches laitières pour améliorer li nga xam ne moom lañ yor bu ko def loolu nag tax na ba presque suñ production nationale dafay yokk de 6% par an mais li ñuy jéggaani ci meew moo gën a bari li ci ëpp nag sunguf meew la 3 bi ñu ko calculer en correspondant lait naturel ça fait à peu près 323 millions comme ni ma ko waxee li ko waral Union européenne réewu nasaraan yi tubaab yi seen xam nga ay jamono dañ doon def quota de lait bu ñu ko daan def quota nag producteurs yi foofu dañ leen daan subventionné ñuy dem di produire lu bare daa ngeen dégg ci gis wala télévision yi ñoom bu ñu daan grève dañuy ñëw ba ay fan mel ni Élysée ñu sotti fa ay citerne meew pour wane seen naqar léegi nag seen gouvernement yooyu daal di libérer loolu quota yi ñu dijji leen bu leen tijji leen ñoom dañuy am possibilité également indi ci suñu réew mi beaucoup plus de lait surtout lait en poudre loolu nag dafay ñëw concurrencer en fait sunu meew yi donte ne président Macky Sall jël na mboolem koo xam ne fii ci Sénégal da ngay liggéey affaire lait local daanaka amul TVA amul dara loo xam ne da nga koy fay loolu nag liggéey la boo xam ne dans le cadre de la CEDEAO am na benn liggéey boo xam ne initié nañ ko bu yàggut pour que ñun suñu biir ñu mën a ànd jëlandoo ay mesures yoo xam ne sur le plan fiscal dana mën a protéger également sunu marché bi ba nga xam ne sunu producteurs yi nekk comme ni ñu ko defee ci affaire filière avicole yi ñu am protection yoo xam ne dana mën ñu gagner de plus en plus de parts de marché. wax na ci élevage porcin bi. voilà divagation yi maanaam effectivement boo am na dëkk yoo xam ne boo fa demee di gis mbaam xuux yi dañuy wër ci àll bi moo tax ñu commencé ñun def ay porcherie tabax nañ ci yu bari fan yee passé dem naa nemmeeku ci benn dëkk bu ñu tudd Ñaaxaar dem naa fa ba jàppale leen d'ailleurs ci benn unité de production d'aliments de bétail comme tabax nañ fa loolu dañu bëgg a relancer l'emploi dans ces zones-là par les femmes et les jeunes donc defar nañ bergerie yi dem naa Ziguinchor temps yële aussi am na ay jigéen yu fa nekk ñu amoon benn unité aliment de bétail boo xam dama fekk mu paan vétus ma jël benn unité de aliment de bétail daal leen ko jox pour ñu relancer loolu tabax nañ ay bergerie également ci ëtt yooyu yëpp pour que ñu mën a téye kii donc programme bi ñu am chaque année nag dañuy yokk tabax porcherie yooyu ci effectivement zone yooyu pour mën a waaw Dior Ndiaye Cissé la ñuy daal di fekkiwaat ci beneen studio ba rek Dior Ndiaye Dior wala boog Betty Diawara ku ci jàppandi rek. waaw kon nag Khady Dior moom question bi mu doon laaj daanaka ministre bi tontu na si ba noppi. xanaa rek ma jàll ci sama laaj. ndax baykat yeeg càmmkat yi dañuy farataal di jàppante. léeg-léeg sax dañuy xeex ba ngaañ-ngaañ di am ndax jur gi dugg na sama tool naka la ñu fas yéene def waa ministère ba jur gi di am fu ñuy jaax. alors beneen réponse pour wan la ne jurug Sénégal day yokk mooy loolu xam nga bu fekkee ne ci misaal boo amee 100 mètres carrés 70 mètres carrés yi nga jagleel ko mbay mi 30 mètres carrés yi nga jagleel ko càmm gi bu ñu demee ba nga xam ne 30 mètres carrés googu jur gi yokk na ba doyatu ko day maam mu dugg ci 70 mètres carrés yi loolu Arouna c'est très important loolu moo lay wan ne cheptelu Sénégal contrairement à ni ñu koy waxee day yokk alors léegi nag lii mu wax ni dafay am jur gi day dem di maam moo tax dafa am benn loi moo xam ne defaroon nañ ko mais dafa am tuuti loo xam ne dañ ko ci war a joyanti am na 1 mois
ñun ci ministère joyanti nañ ko ba loi boobu jox nañ ko secrétariat général du gouvernement ñu ngi koy xool sur le plan technique ndax liñ ci yokk nun dëppoo na ak sunu loi yi nga xam ne moo ñu tënk bu ko defee nag dana mën a matale loolu ñuy tuddee parce que li ñuy wax mooy parcours du bétail alors dañoo am jur goo xam ne day màgg day yaatu day ful il faut que ñu bañ ko réere mbir su njur gi tuutiwul dafa màgg di rëy moo tax espace pastoral bi doo xajatu ca muy bëgg a dugg ci espace agricole bi conflit boobu nag damay faral di wax ne soxna si éleveur ak agriculteur seen diggante comme diggante gertele ak dugub ca tool yi lañ xamante woon ñëw ci dëkk bi rek ñoo bokk ndey ak ñoo bokk baay. jërëjëf temps bi jeex na. waaye dig ma may Arona tolluwaayu ñetti minute rek waaye nag dinañu wax ana tolluwaayu tey ji càmm gi ci gafaga réew mi loolu moom di nga ñu ko wax. alors ñu ngi ko estimer 4,4% du PIB waaye man jot naa ne ëpp na ko parce que dama yàgg def ci ay gëstu yu mel noonu ci ay réew def naa ko au Tchad nga xam ne c'est un grand pays d'élevage moo tax bi ma ñëwee ma itteel le recensement du cheptel fexe nañ ba ren dañuy démarrer recensement cheptel bi pour que ñu xam dayob jur gi ñaatal toll fi mu nekk am nañ financement bi jox nañ liggéey bi waa ANSD pour ñu liggéeyal ñu ko parce que xerañ nañ ci loolu ba ñu am benn une situation de référence ñaata xar lañu am exactement ñaata nag la ñu am ñaata mbaam ñaata fas waaye mboolem loo xam ne meññeentalu élevage parce que loolu la ñu boole pour mën a am le secteur de l'élevage ñaata mooy contribution effectivement ci PIB bi mais également valeur ajoutée sur l'ensemble du secteur agricole de façon générale bu ko defee nag dinaa dellusiwaat wax leen exactement sunu dayo ñun nii la toll. très bien c'est bien moom dafa am émission bu tudd. valeur ajoutée kontaan na bi nga nee valeur ajoutée. dinañ ci invité après tabaski incha allah ngeen waxtaan ci impactu élevage ci wàllu produit intérieur brut par ricochet par rapport à la croissance économique du Sénégal. xanaa nga tàggoo tey xam naa ne am na borom kër bu nekk daral ba di làmb xar laaj mbir yi cher poosam diisul loo ko mën a teg ci loxoom tey pour mu gëm ni. yàlla mën naa dogal mu sooxe sunna yonentu yàlla Ibrahima. ni nga ko waxee noonu la tabaski sunna la li am solo mooy ñi dëkk ci réew mi fexe ba kenn ku nekk ci ñi dëkk ci réew mi li nga xam ne mi ngi nekk sa poos nga mën a am xar moo xam ne mën naa tax nga jot ci problème bi moo doon ñu ngi doon sikk boo fekkee ne woon prix yi dafa commencé comme ni ma ko waxee 100 000 jëm 1 million bu boobaa dañuy génn ci tabaski ki nga xam ne dafa am 60 000 wala 50 000 wala 80 000 waaye yaatal nañ lu jiitu tabaski gi fexe ba ñi nga xam ne dañuy sàmm am loo xam ne ñu yombal leen ko ñuy am ndox ci forage yi am yoon yu ñuy génne jur gi am lu leen lu ñu am kaaraange guy topp seen jur ba bu nu ñëwee fi ñu koy jaayee ñu mën a am xar moo xam ne ki am 60 000 mën ci am ki am 80 000 am ci ainsi de suite loolu franchement loolu am nañ ko bëggoon nañ ci wax lu bari nag mais leen dikkaat incha allah jërëjëf monsieur le ministre Aliou Saleh Diop bi nga xam moo doon àndaloon tey ci au gré de l'actualité ngeen àndoon ci ak Khady Fall Coulibaly ak Arona Gaye noo nekkoon ci animation bi di gërëm sunu mbokk yi intervenir yëpp sunu naataango yi bokk rédaction bi ak ñi nekk ci biti di gërëm également waa télévision yi ñuy jàppale saa su ne rawatina sunu ñaari ndaw yi caméraman yi macha allah Mohamed Sanké ak Jean-Pierre Faye son bi Mamadou Fall leeral gi Ousseynou Faye ak Ibrahima Sène di gërëm également réalisation bi Ibrahima Ndiaye di gërëm ñoom Diogo Diagne ñoom Aram Sembène ñoom ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi waa rajo bi également Gérard Moïse Ndiaye Alexis Mathieu Marie-Jo Faye Céline Diop di gërëm aussi Matar Diouf ak Jérôme Diouf di gërëm ñëpp ñoo xam ni jàpp nañ tey ci émission au gré de l'actualité monsieur le ministre amoon nañ mbégte lool dalal la nuy jox dox daje waa rajo ak waa télévision beneen émission ci au gré de l'actualité jërëjëf.
Radio Sénégal International 92.5 FM. yéen ñi ñuy déglu si mboolem banxaas rajo Sénégal yi taaxirlu leen ñu ñëw ak yéen si xibaaru wolof yi. midi ci mboolem banxaas yi rajo Sénégal yi bisimila ci xibaar yi. ngeen ci ànd ak Kodou Diagne feggoog Jérôme Diouf ci machine bi li ci gën a fës juróomi nit da ñàkkati seen bakkan tukkee ci mbas mi xëy mab bés bi wane ni lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci nit yu yees lañu saytu doomu jàngoro bi ñu mën koo méngale ak ñetteelu vague yokkute goog sax gëj naa am ci biir Sénégal ci jamono jot rek daanaka téeméer boo jël ci askanu ko Sénégal ñett rek ñoo ci ñàkkoogum ak it sax doomu jàngoro beek ni muy sopparñe ko gis nañ ko ci toll ci juróom ñett fukk ak juróom ci réew ci àdduna si Sénégal nag ñu ngi def seen kem kàttan ngir rek amal ab saytu bu mucc ayib te yooyee variant yu yees daanaka dinañ ci teewlu ci biir xibaar yi xam-xamam màcc ci wàllu wi jamono jojee njiitu réew mi Macky Sall di ñaax askanu Sénégal ñuy sàmmonteeg li jëm ci wàllu mesure barrières yi di nees di def ba gën a mën a fegu ci mbas mi ak it ku ne ci askan wi dem ñàkku ji ay kàddoom daanu ko teewlu ci biir xibaar yi ñuy yëngu nag ci wàllu mbayum soble ca ceeb foofee nag ca département bu Kébémer jafe-jafe dëgg la ñuy jànkonteel juróom-ñaari junni ca lanu